asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaat nañu rek mbégte ci kàttanu borom bi ñuy àddoo ngeen di teelu fii seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñëwaat na rek comme ni ñu koy faral di defee léeg-léeg nag ñuy waxtaanee ci dëkk bi nu muy doxee léeg-léeg tamit ñu dalal fay gan ci ay leeral yoo xam ni daanaka bëgg nañu waxtaanee ci yenn thématique yoo xam ni day soxal askan wi. comme ni ñu ko daan defee rek dinañu tamit ñi ci bëgg bokk mën nañu woote ci 88 628 98 98 ci lañ leen di indil ñoom tamit ñu samp seen i laaj wala daal di bëgg a leerlu ci yenn yi nga xam ni ba ci sax contribution yoo xam ni bëgg nañ ko indi ci waxtaan bi tey nag mbokk yi dinañ dalal ñi nga xam ni daanaka mos nañ leen fi dégg ci waxtaan bu am yaatu sax jëmale rek ci li nga xam ne moo di taxawaay lii di nag religieux yi mu di CRSD mu di nag cadre des religieux pour la santé et le développement mu di nag kuréel boo xam ni daanaka daa am ba ñëpp ñi nga xam ne daal ñooy yëngatu ci wàllu diine kër diine yëpp ngir rek dugal seen loxo sub seen loxo ci wàllu développement bi xool nag ñoom tamit nañuy joyante wala tamit seen apport ci li nga xam ne mooy daal nu ñuy móolee Sénégal ngir rek lépp lu ñu yëkkati mu di lu baax jëmale ko ci askan wi ñoom tamit ñu dugal ci seen loxo léeg-léeg sax ñoom danañ nas ay yenn pexe ak yeneen yi nga xam ne daanaka daal pour rek gën a jàppale li nga xam ne moo di politique publique yi boo tax ni tey nañ si dalal ki nga xam ni moo di Cheikh Djibril Diop Laye di membre du conseil d'administration di CRSD ak ki nga xam ne nag moo di waaw Badiane Roqe Thiam Badiane laa koy woowee ndaxte Thiam la sant bi nga xam ne nag moo di chargé de programme foofee ca CRSD tey nag dinañ waxtaanee sëñ Massamba Sall dinañ ko dalal nag ci téléphone bi moomee moo ngi nekk ca ministère de la santé ca la ñu fas yéene waxtaanee tey nag ñu fas yéene waxtaanee ci thématique bu am solo thématique bi nag bokk na ci moo di lii di daal taxawaayu diine gi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu lii di Covid bi. tamit ak tamit ci li jëm ci wàllu santé de la reproduction mu doon li nga xam ne nag moo di daal ca jigéen na muy wonee lor ba na muy amee li nga xam ne moo tamit doom ca processus boobee yépp tamit taxawaayu wala daal nu ñu si war a taxawee pour jonti li nga xam ne nag mooy loolee ñu indi si seen nit taxawaay bu baax a baax ñoo ngi nuyu bu baax a baax suñu xarit yi ñuy déglu yépp ci seen rajo Sud FM 98.5 gannaaw lu nag ñu jox kaddu gi Cheikh waa Djibril Diop ngay bisimilah di la dalal ci émission lu ci xam. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam. Hadj Moussa ñu ngi lay nuyu. à travers yow di nuyu waa Sud FM yëpp. ci kilifa gi ci kaw ba ci ñi ci suuf ñëpp. di leen sant di leen gërëm ci dalal gi ngeen ñi dalal. di wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin wa alihi. jërëjëf ma jox Roqe Thiam sama bàjjen mu nuyoo. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di la nuyu Moussa yow ak waa Sud FM yëpp di nuyu kilifa gi di leen gërëm di leen sant ci dalal bi ngeen ñu dalal. waaw tey daanaka lu ñuy waxtaanee bokk na ci lii di taxawaay daal. këru diine yi maanaam cadre bi nga xam ne daa ëmb ñëpp ñu yëngatu ci wàllu diine ndaxte nag bu ñu ko waxee Sénégal daanaka diine mën nañ jàpp ni donc c'est un pays laïque waaw ñi nga xam ne tamit bokk nañ ci ñan la ak li nga xam ne mooy cadre bi ñan la ëmb. jërëjëf Moussa cadre de religieux pour la santé et le développement. mbootaay la goo xam ne dafa mel ne relever défi. waaw bokk na ci li ko tax a jóg. défi bi mooy lépp lu nga xam ne dafa nekk problème social. waaw culturel. politique économique ba mu jeex. souvent religieux yi dañu leen di bàyyi en rade. waaw mu mel ne ñoom. dañ leen di dénk jàkk ji rek. li ko suma sëriñ bi di waxee. noddu gi kii gi di xam. mu ngo Seydina Laay dafay wax ne. àddina ba mu jeex yow ñu dénkale ñaar ñi nga xam ne amuñu njariñ mooy liir bi ak néew bi. néew bi waaw. wallaay muy doy waar daal. waaw maanaam liir bi doog a judd. ñu wala néew bi ñu yóbbu boroomam. ñu wala mais li ci diggante bi ñu ne la bokkoo ci. mais am na conséquence. waaw conséquence yi mooy comme boolewul leen ci. boo seetloo neema li moo dox. waaw li dox bariwul de. waaw li yàqu bari na. dëgg la. donc te lu yàqu ñu wooywaat leen. ñu wooywaat leen. kon nag ñi nga xam ne ñoo liggéey ci cadre bi dafa bokk ci comprendre ne loolu lu war a dañ la
mooy bépp activité boo xam ne dafay soxal njaboot gi dañ ci war di wax dañ ci war di def rawatina nag lépp lu nga xam ne dafay jëm ci wàllu prévention waaw te mooy nu ñuy def ba wér nu ñuy def ba duñu feebar wala itam wax ci wàllu éducation muy yar tàggat ndaw ñi kon waaye itam wax ci wàllu développement te moo yokkute ndax boo seetloo suñu ay réew da leen di wax les pays en voie de développement te man li ma jaaxal tur boobu bañ ko créé ba léegi waaw ba léegi ñu ngi en voie de développement waaw toujours nag ma tooñ ma ne 60 ans ñoo ngi ci yoon bi ba léegi waaye eggaguñu mais li ma jaaxal mooy ku liggéey ba am 60 ans da nga war a retraité waaw waaye léegi 60 ans àggoo développement bu retraité kañ ngay am développement ah kon xanaa si yoon wi dañaa am lu ñuy yóbbaalewul moo taxam wala yu bari lañu yóbbaalewul loolu bokk na ci mooy diine ji dafa war a bokk waaw loolu moo tax si initiative sëriñ bu tedd bu ñuy wax sëriñ Salim Mbacke ibnu sëriñ Moustapha Bassirou moo jiite kuréel mooy suñu président waaw am na ay vice président nag yoo xam ne vraiment këru diine bu ne am na ca représentant ba ci jàngu gi wala ba ci jàngu bi même macha allah y compris même l'église luthérienne ouais. sax am na ci koo xam ne kaka jiite tey membre la ci biir ak abbé Jacques Seck ñoo ñëpp ci ay membres fondateurs la ñu bokk ak lenn ci kilifay aada yi aussi seen kàddu mu ngi ci biir waaw xam nga boo ñëwee Dakar ku mel ne Serigne Dakar nga dem ci yeneen régions yi fekk fi ay kilifay aada am nañ ci rôle bu mag bu ñuy jouer dëgg la loolu nag dañ ne waratuñoo noppi bàyyi santé ak développement rek ñu koy tëralal te ñun duñ ci am point de vue te dafa am loo xam ni incha allah dañu si ñëw bu baax a baax li nga xam ne nag moo di position diine loolu ci am solo kon mbokk yi ñu daal di nag wéyal waxtaan bi mbokk yi comme ni ñu ko dooree woon rek ak sëñ Djibril Diop Laye bi nga xam ne daanaka moo ngi doon ñëw ci li nga xam ni moo tukkee wala daal ca nañu muulee li nga xam ne moo di kuréel googee sëñ Djibril Diop Laye yaa ngi doon wax ni maanaam taxawaayu li nga xam ni moo di religieux ci fànn woowu ndaxte nag gis nga ni ñoomee impliqué wuñu leen ci question yi bëri nga xam daanaka daal mooy doxal réew bi rawatina ci wàllu santé bi mais la ngeen gis ni la ñu war a gën a mën a joyante wala yéen ci la ngeen gën a yëngatu jamono ji waaw su ma yóbboo ma ne ci fànn yëpp rek jégal micro bu baax bu ma ne ci fànn yëpp mooy am na ay décision yoo xamante ni bi léeg-léeg te muy concerné réew mi yëpp ci couche yëpp laaj na ba lu ñu ko décider nga xamante ni bi boo ko ba décider day nekk yenn yi dafay nekk loi imposée à tout le monde yenn yi dafay nekk ay programme yoo xam ne conséquences yi ñëpp ñoo koy subir kooku def ciy baax ni fii Sénégal daal dañuy tëgg ay loi ak i projet yëpp mais daal li jëm ci wàllu taxawaay wala daal gis-gisu religieux bi dañ koo bàyyi du Sénégal rek yaatu na presque dans le monde entier mais nag xëy na kenn ku ne sa réew nga xam waaw xëy na Sénégal am na ay manquements yu bari boo seetloo suñu mag ñu tedd ñi daanañ ci jéem lu ñu mën jamonoy Senghor waaw mooy am na ay programme yoo xam ne balaa ko nguur gi daan tëral daan di waxtaan ak ñoom dëgg la waaw loolu sax dafa war a yokku lu raw la ñu ko daan defee parce que bu fekkee ne réew la ñuy wax du ñenn ñooy dem bàyyi ñenn couche yëpp ñoo war a bokk te diine gis-gisam li ko wootale ak gisu ñi nga xam ne xëy na duñ doxal diine waaw dañu foog ne diine jàkk rek la comme ni ma koy waxee toujours mais diine dund la ak diine da ngay boole projet de société la voilà projet de société la da ngay boole diine ak dund waaw li ma bëgg wax foofu mooy doon nañu souhaité président assemblée nationale waaw président des cours et tribunaux waaw beneen mouvement bu mañ a doon ci boo xam ne dafa am kantan mais lu diine mën na ko diriger ba julli jot waaw ñu arrêté dem julli continuer seen liggéey te xam nga loolu c'est ça fait le faux Sénégal bon beneen bi ci des xeex la rek waaw xeex la ak itam sax ñàkk conscience parce que am na ci loo xamante ni bi du dara lu dul li ma yaakaar ne moo ko waral waaw mooy colon bi daf fi bàyyi ay jéng yu war a tëpp waaw ndax colon bi muy ñëw dafa jël diine ji teg fële mais terewul sax daana concerté wu ak ñoom waaw mais fii nag boo seetloo ñoom ba ñu demee dañu ñoo jéng boo xam ne séparation bi dafa gën a metti
waaw ba moo tax sax même boo seetloo yenn lieu yu bari pour nga julli fa sax da nga am problème. dëgg la dañ koy tere waaw. te loolu dafa war a dañ. mais yéen a ngi ci xeex bi. tout le temps. tout le temps ba pare itam. islam dafa am ay principes yu muy tëral. yoo xamante ni bi su ma jëkkante ak temps bi. waaw xam nga dina islam dafa taxaw pour ñu sàmm xel. waaw. kon lépp luy gàllankoor xel. diine dafay combattre loolu. dëgg la te pourtant ñu léeg-léeg ñu sóobu ci ay programme yoo xam ne dafa yàq xel. benn exemple rek xam nga ko mooy lépp loo xam ne da nga koy jëfandikoo muy tàggal nit ak sagoom. waaw kooku waru fi jegeñ. waaw. dañ ko waroon a sàmm ba kenn du ko gis kenn du ko dégg. lu dul ña koy jëriñoo mooy ñi mu concerné. waaw mais warul late comme ni mu latee fi mu ne. mais late na fu mu ne nii ndax da ngay gis sax ñaar fukki dërëm sax ñu. jeex na bokk. waaw te dina def ci sonn. waaw dina aussi dafay sonn pour aar bakken. bakken mooy ñoŋal ko maanaam pour que nit kenn du ko rey. waaw kenn du ko torturer. kenn du ko. te pourtant gis ngeen ne doomu aadama tey dafa xawoon a jóge ci sécurité jëm ci manque de. sécurité. boo arrière tout ci ginnaaw néeg yi. waaw bunt yi sax daawul tëju. léegi amul kenn koo xam ne gris mën na laa muccal. yéeme na. yaa ngi dem bay avancé ba caméra de surveillance. waaw ça veut dire que mooy mbir yi day gën di compliqué. pourquoi parce que liy ñoŋal bakken diina def ca àddu naka lañ koy saafara. mais parfois kenn du ko déglu. da ngay ragal sax ne diina bu ci duggee ay faat ngay dégg ak yu mettital te fekke ne loolu ñàkk xam la. waaw mais diina au contraire moo gën a sonn pour ñoŋal bakkenu doom aadama. li ñuy wax droit de l'homme ci islam la gën a foore. mais suñu demee ba ñëwee yenn borom xam-xam yi naan la religion et l'opium du peuple ce qui veut dire que ni kon léew leen woote leen xeex maanaam xeex bi dina métti waaye du yomb mu jàll. gis nga nag opium du peuple boobu. waaw fa mu valable du fii. waaw te itam sax jàpp naa ne ñi koy wax dañ ko doon def pour barrière bi gën a dëgër. li la koy wan mooy. demal sa ñooñ diine. ba xam diine ji ñu yor opium la ci ñoom wala déet. au contraire bari na koo xamante ni bi yaa ngi koy naw ci réew mi. waaw mais base am diine la. dëgg la. ci développement. économique et social. bari na boroom xam-xam booy naw. base am diine la. bari na koy naw koom-koomam. base am diine la. waaw au contraire islam mooy diiney solution. waaw mooy diiney développement. mooy diiney progrès. mais est-ce que jàpp ngeen dina yomb ndaxte kujjee la daanaka ndaxte bu njëkk diine gi maanaam lii di yor réew yeeg yooyu diine gee ko yoroon waaye nag dañoo ñëw république ñëw jël ko waaye est-ce que ñoom xaw ñu leen xoolal benn taxawaayu wujju kujjee ba tax ni loo leen proposé dañuy ragal ni da ngeen di ñëw maanaam pour gën a samp wala gën a am doole. ana ban diine moo yoroon dogal yi. waaw peuple bi ñëw jël ko. kooku yeneen diine la mais du islam. maam yeneen diine la mais du islam. mais lu tax ñu wax ko parce que seen kuréel bi da nga dem chrétien yeeg ñëpp a ngi ci moo tax daal waaw ok waaw moo tax ma bañ rek ñu. kay jàpp ni waaw xam naa li nga wax. bu baax a baax mais li mu wax mooy. boo seetloo développement islamique xoolal ma jël ki nga xam ne moom mooy capitaliser. diine ci kaw suuf mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bon moom fekkoon na fi ay régime waaw totalitaire yoo xam ne daf ko fekk ci arab yi. pourtant régime yooyu day ban place lañ tegoon jigéen. waaw mooy di ko gas di suul parce que daf leen teg gàcce. di ko jëfandikoo nu mu leen neexee. di naan sàngara nu mu leen neexee di fo nu mu leen neexee. ba pare li ñuy wax égalité humaine amul. da ngay jàpp nit jaam. waaw te pourtant régime yooyu ñu ngi woon ci seen régime yu neex a neex. bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñëw dafa def rupture. daal ne ñëpp a yem. mu metti lool parce que ñeneen ñi mënuñoo d'accord ne ñëpp a yem. beneen bi jigéen ñi nga xam ne dañu waxoon dañ leen teg gàcce ba taxoon ñu leen di suul. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw jàpp ne góor ak jigéen ñoo yem ci kanamu suñu borom subhanahu wa ta'ala. andi leen seen dignité ak seen personnalité. pourtant boo seetloo ni mu réussir ba former capitale Médine. mais ña nekkoon ca leneen dañoo mujj bàyyi lañ newoon lépp. waaw ñoo jàpp ñoo fekk si ko. wallaay. islam di diriger. est-ce que xam nga ne booba jamono yi itam islam dafa nekkoon supporter entre deux camps. bloc de l'est ak l'ouest. muy romain yi. dafa mel ne tey àddina bi tey ni mel nii rek. est ouest. ñun ñu far fenn. waaw booba islam na toll. est-ce que xam nga ne islam dem na ba jóge ci far fenn mais daaneel ñaari force yëpp. waaw
yaa ngi questionné histoire lu am solo mais ak contexte bi ñuy dund nii lu tax ngeen taxaw créer cadre bi ba tax ni nag ni yéen da ngeen war a dugal seen loxo ci li nga xam ne moo di doxalin réew mi ba ci sax li jëm ci wàllu lii nga xam ne moo jëm ci wàllu santé bi waaw très bien santé publique problème la jërëjëf waaw surtout dafa am président li may ne moom li ko gënoon a motiver ba tax mu ñëw seet si ñu mooy dafa dégg ñu ne yaay ak doom waaw atu ci diggante ëmb ak imbi ak nàmpal taux bi ñu ko wax daf ko tiital ba pare ñu ne ko solution war na mën a am maanaam liy faatu ci diggante ëmb ak wasin ak nàmpal ci yaay ak doom dafa bari bari googu mu bari te xëy na pexe amul ñu jàpp ne nitu diina ki comme moom dafa ñëw pour sàmm askan est-ce que jaaru na mu toog di xool rek faatu googu di gën di yokku te ñoom jóguñu ci wax ci mbaañu def ci yeneen secteur itam bari na mais comme temps bi xat nañu jël benn bi rek yem ci loolu bi ñu ko xoolee itam dañ ne mais lan mooy solution bi ñu ne solution bi lenn la mooy li ñuy wax état bi nga xam ne moo fi toogal ñëpp mooy li ñuy wax santé publique waaw te ñoom itam mbir mi ëpp na leen doole te léeg-léeg itam ñu ngi jël diine comme gàllankoor ba tax mbir yooyu di gën di jëm kanam waaw ñu ne kon diine war naa taxaw seetal boppam que ne moom kat taxul yaay ak doom di faatu ci ëmb ak imbi ak nàmpal waaw boo seetal ba pare nag ngay indi nag solution islamique waaw bu ko defee jàmm mën a am ci njaboot gi jërëjëf sëñ waa Djibril Diop Laye ñu dalal soxna maa ngi jégalu Roqee Thiam waaw sama bàjjan léegi ñoo ngi wax ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci wàllu santé de la reproduction foog ñu laaj soxna si waaw lu tax yéen ngeen taamu dugg ci soobu ci liggéey boobu est-ce que tamit présence jigéen ñi ñoo ngi ci bu baax a baax ci kuréel gi ba tamit ngeen lëkkaloog li nga xam ne moo di ministère de la santé ci fànn woowu waa loolu dëgg la présente jigéen ñi mi ngi ci biir parce que ñun jigéen ñi ñun la ñuy xeexal bien vrai que góor ñi tamit ci xeex bi lañ bokk parce que bu jigéen loroo góor dina sonn bu doom loroo aussi góor dina sonn waaye comme ni ko Cheikh Djibril waxee léegi rek ne aar bakken diine dafay aar bakken te defe naa ne aar bakken boobu moom moo indi tey jii kuréel gi sóobu ci xeex boobu ba di jàppale ministère de la santé ci sensibilisation bi nga xamante ne ñi ngi koy def pour yàlla mën ñoo musal ba deeteel yaay ak doom mën a wàññeeku ndax boo seetee ne jigéen moom mooy tax askan continuer léegi bu fekkente ne jigéen ji moom bu ëmbee daf ciy loru su wasinee daf ciy loru xale yi dañuy loru defe naa ne loolu war na tax képp koo xamante ne kii rek yaa ngi ci réew mi nga jóg ngir xeex ci loolu moo indi cadre religieux pour la santé et le développement di wër di ci xeex naka lañ ciy xeexee niñ ciy xeexee mooy cadre bi dafay def ay sensibilisation bi nga xam naa cheikh bi daf ko dina ci ñëw ci kanam ci argumentaire religieux sur l'espacement des naissances bi nga xamante ne bi cadre religieux bi defal na ko ndax imam Taxiw Kan ak oustaz Moustapha Guèye ñoom ñoo def argumentaire religieux boobu bi ñu ko defee cadre bi jël na ko wër ak moom ci këru diine yépp bi mu demee ci këru diine yépp ku ci nekk bind nga ci wax ci la nga ci xalaat parce que espacement des naissances du dara lu dul organisation de la famille parce que famille bi bu organisé wul day indi ay jafe-jafe donc loolu moo tax cadre bi di ci wax di ci wër ndax ku ne xam na ne ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu santé jigéen su ëmbee dafay ëmb ak ay jafe-jafe su wasinee tamit mën naa am ay jafe-jafe ëmb bi lan mooy indi jafe-jafe déjà ñuy wax ne jigéenu wérul rek loolu doy na jafe-jafe ndax bu fekkonte ne jigéen amul jafe-jafe ci bu ëmbee duñu wax jigéenu wérul su fekkonte ne jigéen tamit mën naa jur ba màgget kon defe naa yàlla subhanahu wa taala du def ménopause te gis nañ ne jigéen bu demee ba à un certain âge dafay ménopause yàlla da ko naan noppalul mënatuloo jur mënatuloo wasit na nga noppalu waaye góor xam nga mën nay jur moom ba am 100 ans te yàlla du ko noppal donc loolu moo tax jafe-jafe yi ñu war ko xeex ndax jigéen damay wax toujours ne bu fekkente ne jigéen ji ëmbul dara jotu ko utérus am mi ngi mesurer 7 centimètres xam nga utérus bi mesurer 7 centimètres yàlla subhanahu wa taala def nga ëmb ëmb boobu continuer
ba doom ju mesurer 3 kilos. waaw léeg-léeg doom dem ba 4 kilos ba ëpp ko. macha allah màgg ci 7 centimètres yooyu. kon am na ay modification yoo xam ne am na. te loolu borom bi moo ko fa def. dëgg la ndax jigéen su ëmbee 7 centimètres yooyu day taaweeku. di gën di contenir doom jiy màgg. taaweeku boobu muy taaweeku fi muy taaweeku du place am. dëgg la donc dina pousse organes yi nga xam ne ñoom la fa fekk. dëgg la loolay indi ñu naan jigéen ji mi ngi jafte. jigéen ji naan man su ma ëmbee sama seben day bari. jigéen ji di naan damay seere. jigéen ji di naan damay xërñeeñ ñi. jigéen ji naan samay wet day metti. jigéen ji tànkam di sadd. léeg-léeg mu amee ndigg léeg-léeg mu amee penk. loolu yëpp ay modification la yoo xamante ne yi yàlla subhanahu wa taala doom ji mu def ci biir bi màgg gi muy màgg moom mooy pousse organes yi di leen pousse ba mën a imposer wu pour mën a judd ci jàmm ak salaam léegi nag moom bu juddoo xam nga organes yooyu dañuy am ay jafe-jafe yooyu ñuy am nag il faut ñu delluwaat seen place noppalu loolu nag bi ñu ko xayma dañ ne 2 at dina ko noppalu pour que organes yooyu mën a dellu seen place. jigéen ji mën a mucc doomam mucc ci kàttan yi. mais lu tax ñu naan 2 at léeg-léeg nga gis ni daanaka am na ñoo xam ne sax day li ñu naan neef da cee am. waaw dëgg la mais loolu ñu jàpp ni li nga xam ne moo di argumentaire religieux bi ngeen doon wax. lu tax ñu jàpp ni loolee wala ngeen fi mu fàcceel ñu ko nit ñi gën a comprendre affaire boobu ndaxte am na solo trop léeg-léeg ñu ne espacement des naissances ñu ne mbir mi mbirum tubaab la. waaw léegi dégg ñu ne religieux bi ne déet loolu mën naa am. mais yéen la mooy taxawaayu li nga xam moo di argument religieux bi ci fànn woowu. waaw argument religieux bi de man en tant que agent de santé daf ma dimbali. parce que ni mu ma dimbalee mooy xamal na ma fan la ma sama diine yemloo. waaw xamal na ma itam ne diine terewul jigéen ji bu wasinee mu noppalu. donc loolu man argumentaire bi dimbale na ma ci xam naa Cheikh Djibril dina ñëw ci argumentaire bi bu baax a baax. waaye man argumentaire bi ñun en tant que agent de santé loolu lañ dimbale te cadre bi wër na région Sénégal gépp sensibiliser agent de santé yi sensibiliser bàjjeni gox yi sensibiliser yeneen imam yi. pour que ñu xam ne jigéen bu wasinee dafa war a noppalu 2 at. pour mën a mucc. loolu moom defe naa Cheikh Djibril dina si ñëw. Cheikh Djibril argument religieux boobu ñu naan espacement des naissances dëgg la léeg-léeg ñu ne mbiru tubaab la ñu ne wax dëgg yàlla gémmiñ gu yàlla xar def ci wu pepp. ñu ñeneen ñu waxu olof dàqee ko noonu léegi yéen la mooy li nga xam ne moo di argument religieux bi ngeen ci yëkkati yéen. waaw xam nga civilisation diine islam. daf ci bokk mu nekk diine au juste milieu. waaw maanaam du ëppal te itam diine ji loo xam ne dafay planifier léppam. ni mu la sante boo xëyee li nga war a def bëccëg midi ngoon ba ngay tëdd du la bàyyi même ba ci li nga xam ne sax xëy na bëgg nañ ci waxtaan mu gaaw muy wàllu mariage ak jur doom. ak nàmpal ak ëmb ak imbi. bàyyi wu ñu defe ko ni mu ñu neexe même couple. waaw balaa mariage am na ay préalable ñu waroon régler mais malheureusement. fii ci Sénégal. ak àddina bi yëpp ci àddina bi yëpp. yaakaar naa divorce yu bari. waaw yan manquement la ba tax ni loolu. manquement yi bi ci jiitu mooy manque de formation entre les futurs mariés. waaw. ku góor ki. bala moo ñaan soxna. mais waroon nañ ko taaj ak ay questionnement yu bari. waaw ñan ñoo ko war a def loolu. waajur yi ñoo ci jiitu d'abord. waajur yi waaw waajur yi. bu waajur yi passé. bu fekkee dafa am organe. suprême boo xamante ni bi moo géré famille. mu dox ci mais waajur yi seen devoir la. balaa xale bu góor bi ñaani soxna. mu xam réellement lan mooy couple. ndaw si aussi balaa muy dem di nangu ñu koy takk. mu xam réellement lan moo koy xaar ci biir sëy bi. waaw mais malheureusement dox daje lay doon. yëpp gañ leen di yëpp sax duñ ko fekkee mooy xutba yi. waaw loolu moo waral mariage yi dafay daal di gaaw yàqu beneen bi ci des. encadrement islam religieusement dafa xoon ku góor ki ne ko xam nga li ma wax ci wàllu planification. waaw ñoo ngi ciy ñëw du koo dajal rek. jabar la. waaw am na wax bu xaw a reeru sax bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax. ne iyaakum wa xadraa'u din. maanaam. yéen xale yu góor yi uti soxna na ngeen moytu gàncaxu sën. te gàncaxu sën la xale yu góor yu bari dajeel ñu ne ko luy gàncaxu sën. mu ne mooy jigéen joo xam ne soo gisee rek daanu. ndax rafetaay. xam nga gàncaxu sën. xaw ma xam nga ko am déet. waaw bu tawee. waaw day.
am na gàncax yu sax ci sën yi. yenn yi ay naajo yi ay bisaab yi ay nàngam. dëgg la xam nga day rafet. mais boo seetlu du am production. dëgg la waaw. day jékki-jékki rek dee. dina rafet nag ndax sën la. mu ne am na jigéen ñoo xam ne da nga koy gis mu rafet ba bëgg a dee mais fu mu juddoo baaxul. est-ce que. léegi nag. xam nga dajeeg jigéen ju la daaneel. waaw. yonent bi nee na nga moytu ko. yow nga dem dugg ci amagoo jabar. waaw ñu ne ko nu ñuy def. mu ne xanaa ngeen seet bu ngeen dee marié. ngeen seet critères yi. am na ñoo xam ne de taar boobu moo leen attiré. c'est très bien taar yi baax na. waaw mais bari na koy takk ngir taaram du ngeen yàgg. ndax jaay taar mooy tax sëy ba tas. beneen bi ci des di nga takk ngir alal. mu ne bari na koo xam ne du gën sëy ngir alal sëy ba dafay tas. parce que alal ji aussi dafay jeex. bu jeexee sëy bi naqadi. way laa mu jaay la alal. sëy ba tas. léegi itam nga takk ngir askan. waaw li ngeen di wax yax bu rëy. te yax bu rëy moom armée la xàmmewul yax bu rëy. kon barem boobu baaxul. li tax baaxul mooy ñëpp ñooyam. beneen bi ci des boo duggee ci borom yax bu rëy. ah boo rëyul ne moom dalay xeeb de. dëgg la. beneen bi ci des mooy des na takk ngir diine. mu ne nag man boobu laa encouragé. waaw boo takkee ngir diine. diine ji mën naa teewul mën na ànd ak ñettee ci des yépp mu nekk sa bénéfice mais bu boobaa itam bu manqué yële sëy bi mën na bañ a yëngu. waaw parce que diine ji moo tax ñu ne kan mooy borom diine. borom diine mooy koo xam ne day pratiquant la ba pare am jikko ju rafet. kon te bépp borom diine bu kaalawu yor kurus te jikkoom rafetul manqué na de. waaw mais ci contexte bi ñuy waxee ba léegi moo jëm ci wàllu lii di planification ndax espacement bi. lu tax yéen ngeen di promouvoir te léeg-léeg ñu ne xale yi loolu day ubbi buntu pour dérive yenn xale yi. ndax ci xale yi nga xam ne daanaka léeg-léeg dañuy dem di jëli pilule. pour bañ a ëmb wala des trucs comme ça est-ce que am sax ñu ne est-ce que loolee du leen ci gën a jàppale. loolu nag mooy problème xam nga bi nga planifié ba marié ba pare. waaw mariage am na ba pare. waaw tànn nga fi nga war a tànne. waaw lu ci des. mooy sëy am ñu seentu doom. gis nga bu sëy amee avant sëy di am kenn waxul planification. looy planifier dara ñëwagul di. ñu bari nag dañuy tuumaal defee juum planification boobu bu ñu koy wax ci wàllu islam. waaw ñun li ñuy wax mooy couple légalement marié. waaw mais célibataire buy jàng élève buy jàng buy taxawaalu. wax dëgg yàlla xam nga looy planifier. waaw loolu bu ñu ko kenn taxal quoi. ñun couple légalement marié bu ñu marié ba pare. dañuy bàyyi ñu dawal. ginnaaw bu ñu defee visite médicaux yi ñu war a def yëpp ba pare. ba kenn ku ne amoo benn problème mu santé. léegi nag li ci des mooy ñu xaar ëmb ñëw. waaw incha allah bu fekkee ne ëmb am na. mais diine prévoir na lan moo war ko góor ki ak lan moo war ko jigéen ki ngir ñu accompagner liir bi. contrairement ak lu Sénégalais yu bari foog. est-ce que yenu na maanaam ma ngeen baal ma tuuti. waaw jigéen bu ëmb ba pare durant 9 mois yi mu ëmb yëpp mu nekk ci naqar. kooku musiba la. doom bi juddoo dafay am gaañu gaañu. waaw loolu nag ban couple moo koy xam mooy couple boo xam dañ leen a préparé. waaw te accompagner ndaw si. mais kon jigéen warul ëmb ci tension warul ëmb ci fitna warul ëmb ci. baaxul waaw ak même pauvreté bu metti pauvreté bu metti waaw. parce que day tax lekkam du doy. waaw loolu yëpp nag islam da koy accompagner ñaari couple yi. waaw waaw bu demee nag ba ëmbi. foofu itam coono ba mu dajoon ci ëmb gi. da koy dajaat ci nàmpal bi. waaw soxna si waxoon na sànq bi mu ëmbee combien de mois la 9. lu ñu koy oowee. jigéen ñi wérul. jigéen wérul. bon bu amee doom lu ñu koy wax El Hadj Moussa. dafa mucc waaw. mooy dafa rëcc. waaw kon souffrance la dunde ci juróom-ñeenti weer. léegi mu ngi nàmpal kon dafa mucc. mais bu commencé nàmpal foo ko gis mu jeex lu ñu koy wax yow loolu jot mu ne damay. nàmpal waaye léegi xoolal souffrance la jógee ci ëmb. waaw du gàtt ci souffrance su nàmpal. kooku bu amul accompagnement. waaw dafay laatikaaf. doomam dafay laatikaaf. léegi nag mu dem ba am benn at rek daal di bëgg ëmbaat. ñu ne dafa nef. waaw ñu ne islam demal toog fële doom yu bari lañu bëgg déedéet. waaw parce que léeg-léeg gars yi. waxu olof la quoi. nef feebar la. waaw ku feebar day faju parce que jaaduwul. te pourtant kii wax loolu naan doom ju bari. waaw mais yàlla ba muy wax. dafa waxoon ne diggante nàmpal. waaw ñaari at soo bëggee mu mat. waaye léegi ku nàmpal benn at bëgg ëmbaat. xoola questionnement bi mu tegaloo bi mu amee 9 mois daf feebar. ñu ne wérul muy nàmpal. wérul
mu bëgg ambaat wérul 3 ans 4e année léegi kañ lay wér kon. mais justement benn question bu am solo foofu ndaxte dañuy gis ni jigéen ñi ci nàmpal ñaari at daanaka jigéen ñu bëri dañuy bañ di nàmpal naan ndax xaw ma damay daf may jeex ak wala day tëddal sama ween ak yu mel noonu mais est-ce que loolu yéen tamit loolu jigéen ñi consciente nañ ci yu mel noonu. ñàkk xam. waaw. ñàkk xam moo ko waral. waaw ndaxte léeg-léeg nga gis ñu ne kii de dañ ko feral ci benn at ak lu teg wala nekk te yéen da ngeen ne ñaari at mooy lu normal pour li nga xam ne nag mooy doom bu. waaw c'était pour que xale bi. waaw. buñ ko defee allaitement intensif boobule. waaw dafay baax ci wér-gu-yaramam. moom xale bi nàmp. dafay baax ci psychologie am. waaw moom xale bi di nàmp. dafay may aussi yaay ji bu reposer ci ëmbaat beneen ëmb. waaw parce que boo seetloo ëmb dafa metti bu jegeñee rek. mais nàmpal tamit metti na. kon nag mu goog. waaw ñett léegi processus yu jegeñe yooyu baaxul. waaw léegi nag kon bul tuuma islam. ci islam fitnaal yaay. wala mu fitnaal doom beneen bi ci des. mooy le fait que ñu wax dafa nef rek. mooy dafay njur mu jegeñe. dañ koy wax dawal gaaw nga faju ji. ci biir faju gi nag da ngay jëlaale say matuwaay ba. ñu def ay pexe ba nef bi wàññeeku. njur mi daal disorienté est-ce que xam nga ne ñaari xale yu ñu nef. waaw. bu ñu màggee. di bëre ak ñoo xam ne kenn nefu leen. bu ñu tollee doole ñoom la ñuy duma. yéeme na. waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo koy wax. iyaakum wal xayla. mooy na ngeen moytu nef. waaw fi mu ne góor dina mat. boo war a def course de vitesse daw pour rawo ñu war ko wala mu war a dem di bëre ji. mais nef gi ñu ko nef mën na ko affaiblir ba bu dajee ku ñu neful kooku moo koy man. d'accord mais kon diine gi lu mu wax maanaam limitation des naissances mais waxul limitation. des naissances mais espacement la wax. raisonnablement nag aussi. maanaam limitation amul. sauf avis médical boo xam ne dëggu na que ne loraange mun na am. waaw maanaam islam waxoon naa dafay aar bakken. di aar alal di aar der. di aar diine di aar xel maanaam loraange toujours. fekk ko maanaam fekk loraange toujours islam moom lay jiital ko xëcc njariñ ba moo tax su fekkee ne nef dafa am ba soxna war a loru wala doom war a loru dañuy def tous les moyens nécessaires pour saafara nef boobule ba ëmb bañ a jegeñante parce que ëmb bu jegeñee boo seetloo am na sax lu ñenn ñi di xaw a def erreur tuuti. waaw est-ce que xam nga ne diggante avant 18 ans. waaw bu ci xale bi dee ëmb te ay fekk ay cëram matul yàlla may ko exceptionnellement benn formation bu mat. dafay jeexital ci avant 18 ans dafay jeexital ci yaramam. am na nag ñoo xam ne dañu xaw a précoce. waaw ñooñu mën nañ ci génn. mais est-ce que xam nga ne sax même après 38 ans ku yéex a ëmb. ba 38 ans jëm kaw sa ëmb aussi moo gën a fragile. waaw fi mu ne ëmb ak nàmpal bu rafet bu mucc ayib. waaw mu ngi diggante après 18 ans jëm kaw. ba 38 ans. très bien mais moins de 18 ans y a problème y a beaucoup de risques. après 38 ans y a problème y a beaucoup de risques. jërëjëf di fàttali tey suñu mbokk yi ñi ñuy déglu nag suñuy gan mooy Serigne Djibril Diop Laye bi nga xam ne nag moom bokk na ci conseil d'administration bi ak Soxna Roqe Thiam bi nga xam ne nag moo yor daanaka chargé de programme la foofee ci CSRD bi nga xam nag moo di kuréel bi ngànk ñi di religieux yi nag ñuy xeex wala di dugal seen loxo pour le développement ñu dégte leen publicité bi suñu sponsor daal di ko waxtaan. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yi baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jon ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement
ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen doon may seen émission loo ci xam ak El Hadj Moussa Thiam. voilà kon ñu ngi ànd ak suñu sponsor yi nga xam ni moo di pharmacie nationale d'approvisionnement ak waa ONAS kon nag gis ngeen seen taxawaay ci li nga xam ni moom la ñuy liggéey rawati nag jàppandal garab fépp ci Sénégal ci bërëb yi nga xam daanaka dafa sori lool sax ba li nga xam nag mooy daal lu waay am rek mën na am surtout nag ci li nga xam moo jëm ci wàllu produit essentiel yi kon nag loolee di pharmacie nationale d'approvisionnement ONAS nag bi nga xam ni taxawaayam jëm na ci seqerti lépp loo xam ni rek bërëb yu ndox yi di jaar la muy ndox bu bon bi nga xam ne jëfandituñ ko wala sax ndox muy tukkee ci taw yeeg yooyu kon nag ñu ciy góorgóorlu ba ci daal lii di bërëb yooyu ñu bañ see def loo xam ni dana gàllankoor lii di luy yóbbu ndox mi kon nag ñu ànd ak soxna Rokhaya Thiam ndaxte nag ñaareelu ponk bi ñu laaj bokk na ci li jëm ci wàllu ñoo ngi doon wax soxna si maanaam diggante ëmb ak imbi yëpp coono la waaye tamit ñu tombek jamono ji nga xam ni moo jëm ci wàllu lii di mbas dund nañ ko jamono ji mu nag coono lool ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp lépp nag lu ñu mën a jàpp ni daanaka mbas bi ak soxna yi ndaxte nag jàpp nañu ni soxna tamit bu ñu wax ni sax daanaka daal la ñoom ci la ñuy yëngatu wala léeg-léeg day fekk ñuy yëngatu wala sax léeg-léeg day fekk ñoo xam ne ñoom la ñuy wax ni ñoom ñooy ëmb ak imbi mbas mi ban gàllankoor la mën a indi ci ñoom soxna Rokhaya Thiam. waaw sëñ Moussa balaa may wax lim ci indi ma leeral tuuti rek ci affaire nef bi. waaw parce que cadre religieux pour la santé et le développement dafay moytu nef lay xeex. waaw nef ñoom li tax ñu di ko xeex defe naa kiy nef mooy kiy sëy. waaw ku sëyul nefoo. dëgg moo tax ñoom dañ ne les couples légalement mariés donc couple bi nga xamante ni bii sëyul ñoom boo waroo ëmb sax bay nef. waaw waxuñu ci loolu daal. waaw léegi nag nef li tax ñoom ñu xam ne dañoo war a bokk ci xeexu nef bi lan la. parce que gis nga nit bu nefee jafe-jafe yi mu ko mën a jural bari na lool ndax jigéen ji bu fekkente ne dafa nef. ëmb bi mu ëmb mën na tuuru avant muy egg. ci weeram. waaw su fekkee dafa nef mën na wasin. ñàkk deret ba ñàkk ci bakkanam. wala doom ji mu ñàkk ko ci. su fekkente ne dafa nef mën na am ay jàngoro yu mel ne ay hypertension. waaw mën na am anémie te hypertension boobu ak anémie boobu bu fekkente ne dem na ba am ay complications. mooy jur insuffisance rénale yi. mooy jur tamit cardiopathie yi. di jur tamit ni jigéen ñi di ci loru. doom ji nga xam ne dañ ko nef tamit te matul. xam nga xale bu matul fii boo ko wasinee fii ci Sénégal di nga sonn. parce que hôpitaux yi nga xam ne am nañ crèche. yi mën a jël ay xale yu tuutee tuuti. dafay bëriwuñu. donc soo yoree doom boobu pour nga mën ko yor il faut moyen nga am ay moyens financiers yu bëri. pour nga mën a yor xale boobu mu màgg ci jàmm ak salaam. te mën na bañ a màgg sax ndax daraam matul. te dafa war a continuer dundam ci ni mu doon dundee ci biir bi. bu fekkente ne moomu. mi ngi feebar ki nga xamante ne tamit judd na. te moom yaay ji dañ ko def moom itamit day am jafe-jafe. parce que yaay ji bu wérulee du ko mën a toppatoo. du ko mën a nàmpal nu mu waree du ko mën a def dara. baay bi tamit du ci mucc. parce que yow bu fekkee yaa ngi yor sa soxna mu feebar. yor say doom ñu feebar. ngay dem di dikk chaque jour ngay demander ay permission bu dee da ngay liggéey mën nga perte sa liggéey. su dee liggéey yooyu tamit mën na la indil ay jafe-jafe. donc loolu moo tax. cadre bi di xeex ci nef te nef nekk na loo xamante ne lii man nee naa j'ai fait 30 ans de service mosuma gis espacement rey mais gis naa ba tàyyi ko nef rey am na nag jigéen ñoo xam ne dañuy supporter nef mën nañu nef te duñu am benn jafe-jafe ci li ñu foog ci biir ñuy wasin mën nañ bañ a am benn jafe-jafe mais bu ñu demee sax ba bàyyi njur jafe-jafe yi mën na ñëw parce que mën nañu am ay prolapsus vésicale am ay yeneen ak yeneen ak yeneen xale yi jigéen yi nga xamante ne tamit dañuy wax na léegi grossesse précoce ñi nga xam ne dañoo ëmb te seeni at matul ñooñu seeni cër dañ leen di wax ay bassin immature benn ñaareel ba xale bu ëmb xale rek la boo gisee suñu violé xale amul 18 ans nekk mineur ñu ne la mineur bi n'est jamais consentant donc noonu la demee tamit ci wàllu jur ak wasit bu fekkee xale bi dafa ëmb ñun dañ koy considérer comme xale bu ëmb kooku visite yi dafa war a gën a rapproché wu dañ ko war a toppatoo dañ ko war a seet dañ ko war a saytu di ko parce que ñu bëree ci intervenir du sage-femme bi rek du gynécologue bi rek mais ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu nutrition ñi yëngu ci wàllu pédiatrie ñëpp ci
jàpp pour que xale bi mën a wasin ci jàmm ak salaam famille bi tamit jàpp ci donc loolu moo tax cadre bi di tuñ-tuñi di jàppale ministère de la santé ci jafe-jafe yooyu yëpp di am léegi nag bi mbas mi ñëwee xam nga mbas mi dafa ñëw ak doole ñëw andi tiitaange ñëw indi jafe-jafe loolu nag waa kër docteur mucc ñu ci surtout jigéen ñi wérul jigéen ñi mucc ñu ci li tax jigéen ñi mucc ñu ci ñun bi nga xamante ne cadre bi saytu na ko def ci ay gëstu xool ba xam ban impact négatif la Covid bi def ci mbirum wér-gu-yaram bi li ñu jëkk a seetlu mooy y a des contraintes financières déjà nit ñi mbas mi bi mu ñëwee jigéen ñi nga xamante ni ñoom dañ doon yëngu ci wàllu di dem ci marché yi di jënd ak a jaay ñooñu defatuñ ko parce que marché yi tëj nañ ñi nga xamante ne sax xaw nañoo am lu ñu mën a demee hôpital gisuñu oto bu leen yóbbu parce que y avait des problèmes de transport beneen bi mooy y a des problèmes psychose ndax dañ ne restez chez vous waaw loolu di problème communication aussi biñ ne restez chez vous ki nga xam ne dafa ëmb itam elle est restée chez elle demul consultation demul faju ji toog këram boo leen woowee ñu ne man kat ñi maa ñëw ci hôpital bi parce que bu ma fa ñëwee damay yenu jàngoro bi te yéen ne jigéenu biir yi feebar bi dafa garaaw ci ñoom donc loolu indi ay jafe-jafe yoo xamante ne yi jur na torop ay gàllankoor ci paj mi ndax bu fekkente ne ñi nga xam ne dañ doon ñëwatuñu ñi war a fajuwuñu surtout jigéenu wérul yi yow déjà yaa ngi ëmb amee tension ñu war la surveiller gisuñu ko la surveiller am na ñoo xam ne wasin nañ ci seen biir kër yi am na ñu wasin ci biir kër yi am na ay ñoo xam ne ñàkk nañ seen ëmb avorté nañu am na doom yoo xam ne loolu na ci biir yi parce que ñoom seen bopp sax mën nañoo Covid sax toog seen biir kër ba Covid bi lor leen wala mu lor seeni doom donc yooyu yëpp dafa nekkoon ay jafe-jafe mais jàppoon ni jafe-jafe yooyu communication bu jaarul yoon moo indi loolu ba tax ni jigéen ñi ragaloon dem ndaxte nag jàppoon nañ ni jigéen ñu bëri déggoon naa ay jamono sax sage-femme di lancer appel naan jigéen ñi ak loo leen mënti toll foo leen mënti toll ñoo leen xool seen yaram ndaxte nag daanaka pour gën a muccal seen bopp muccal li ngeen ëmb am certes y avait beaucoup de problèmes de communication parce que xam nga boo nee nit ñi rek restez chez vous te yow ñi nga naan restez chez vous ràññeet le woo ñi war a toog seen kër ak ñi warul toog seen kër parce que am na ñoo xamante ne dañoo war a dem faju ji waaw ak couvre-feu bi pendant couvre-feu bi communication pour wax ne nit ñi même bu fekkente ne yow da ngaa ëmb war nga mën a oote nga oo police wala nga oo sapeur wala nga woo ambulance mu ñëw jël si la yóbbu la ci biir faj bu dee da ngay matu nga dem wasine foofu tamit communication bi dafa desoon donc yooyu yëpp indi ay jafe-jafe man sama expérience li ma bay am na ñoo xamante ne ñi man woo nañ ma man personnellement sama biir day metti ñu envoyé suñu ambulance ñu dem jëli leen seeni kër ñu ñëw loolu moom gis nañ ko gis nañ tamit ay xale yoo xamante ni ay xale yu ndaw lañu waroon na mën a vraiment wasin ci jàmm ak salaam ñu surveiller leen ñëwatuñu ba am ay jafe-jafe def ay crise d'éclampsie ak yooyu donc loolu yëpp mbas mi nekk na loo xamante ne lii vraiment dund nañ ko ci mais alhamdulilahi rabbil alamin mais na ngeen communication mi ngi ñëwaat ndànk-ndànk d'accord nan la ñu war a mën a def pour ngeen renverser tendance boobu ndax nag gis nañ ni daanaka nit ñi daanuñu woon dem da ngeen dem waxtaan ak nit ñi wala da ngeen def ay la ngeen ban xeetu waxtaan ngeen def wala ban pexe ngeen jëloon waaw loolu bi mu amee ñu gis ne ministère de la santé wax ne vraiment nit ñi ñëwatuñ ci bérébu fajukaay parce que même recette yi nga xam ne ci hôpital yi sax dafa bese woon te bu besee xam nga ne am na ñoo xam ne hôpitaux yee leen di fay donc ñooñu tamit dañu amoon problème pour jot seen salaire bi ñu xamee loolu cadre bi ci boppam dañoo jóg boole fajkat yi ak imam yi ñuy def ay communication di dem ci télé yi di dem ci rajo yi et en même temps di dem tamit ci biir centre de santé yi parce que man j'ai fait plus de 20 centres de santé yoo xam ne dama ànd ak ay imam ñu dem dajale bàjjeni gox yi dajale personnel de santé ba dajale ASC ak relais ya ñu waxtaan ak ñoom jox leen ay transport pour ñu mën a dem ñoom it defi ci sensibilisation bi ci biir dëkk bi may leen ay masque may leen ay gel ak yépp mais xam nga ki ngay jox masque mu sol masque bi rek toog amul lu mu lekk amul lu mu naan loolu tamit xam nga du sotti en même temps aussi on sensibiliser les donneurs les donateurs pour que ñoom tamit ñu mën a dimbale ñi man damay wax toujours ne dimbale nit ki ci masque baax na dimbale ko ci gel baax na mais dimbale ko ci loo xamante ni moom lay fajooy tamit dina am solo parce que bu ñu amul lu ñu fajoo sol masque bi te mënoo dem mënoo dem hôpital tamit loolu day indi ay problème d'accord am na solo ndax ci nag soxna yi nga xam ne jamono dañoo woññi lool ba léegi ñoo ngi ci mbas mi mais na ngeen di def ñoo ñëwee pour les protéger pour protéger leen
ñi nga xam ni maanaam ce sont les femmes enceintes waaw. waaye li ñu leen di protéger rek mooy di waxtaan ak ñoom. di leen sensibiliser. parce que femme enceinte moom waxtaan rek nga mën a def ak moom sensibilisation. ak i tamit di ko ñaax pour muy dem hôpital. parce que gis nga consultation prénatale dafa am solo boo xamante ne bii moom ci boppam moom rek moo mën a aar jigéen ci kàttani yàlla. pour que mu mën a def grossesse am ci jàmm ak salaam. parce que bu fekkee defoo consultation prénatale bu aw yoon du ñu mën a détecter complications yi nga xam ne mën naa am ci ëmb bi. buñ ko détecter nag xam ne lii mën naa am ñu teel cee saafara. moo gën bàyyi ba au dernier moment léeg-léeg nga dégg ku ne man hôpital yi wër naa ko. fu ne dem naa fa. mais kooku. ki wër hôpital yooyu yëpp am complication defe naa ne bu fekkonte ne consultation ba def na ko na mu ware aw na mu ware ba nga xamante ne bi complication boobu gàttandu nañ ko ci kàttan yàlla mën na koo sàmm ba bu dee am complication dinañ am ñu taxaw pour régler problème complication boobu si très bien di fàttali nit ñi mën a ñoo bokk ci waxtaan bi boo leen wootee si 88 628 98 98 wala 33 825 18 30 déjà rek laaj yi ñoo ngi commencé di daw ci SMS yeeg des trucs comme ça mais ma ngeen woote directement ci waxtaan bi pour mën cee bokk loolee ci tey li ñuy waxtaanee rek bokk ci li nga xam ne moo di taxawaayu religieux ci santé de la reproduction ak li jëm ci wàllu li nga xam ne nag waaw ñoo ngi. waaw kon nag waaw ñoom tamit ki nga xam nag moo di benn soxna la moom day faj moo ngi naan daal ñu ngi remercier tamit takk der yi dafa mel ni joué nañu ci benn rôle ndaxte ñoom tamit ndaxte mu ngi naan ñii di takk der yi tamit dimbali nañu soxna yu bëri pour ñu dem maanaam ñu réewle leen. waaw loolu dëgg la. waaw ndaxte am na benn soxna madame Paye mu ngi ñuy envoyé message boobu ne soxna yu bëri daanaka si jamonoy couvre-feu ñii di takk der yi ñoo leen indi. loolu dëgg la. kat takk der yi dimbale nañ ñu bëree bëri parce que man fee ma nekk ci Parcelles Assainies bëri na ñoo xam ne police ñoo leen yóbbu. ñu dem wasini. dañuy am vraiment jafe-jafe parce que même bu fekkee yor nga oto ci biir kër gi. oto bi du am autorisation pour mën a génn. donc am na ñu bëri police moo leen gàddu. yóbbu leen ñu dem accoucher ji. waaw loolu moom gis nañ ko. très bien ñu jël la ñu ci ligne bi asalaamaaleykum. maa lay ziar jaam. waaw ñoo ngi lay dellu ziar kooku asalaamaaleykum. Barke Diop Sarr 93 point 2. waaw Saareet la. bi daaw defoon nañ ko maa lay ziar bu wér. waaw dëgg la de dëgg la. di ñaan sunu borom ñu yàgg koo teewe. amiin alaam amiin ay Sarr. waaw yow moom da ngaa teel a sonn ak sa mbokk caameem yooyu. ngeen maa mi ngi woor rek. waaye ba xam ne añ amul nga koy invité xam nga mais maa leen di ziar. wax dëgg yàlla kàddu yi rafet na lool. waaw vraiment yow moom yaa ngi xool luy doxal askan wi rek ndax bu la neexoon wut say yeneen invité. waaw mais yéen toujours lu ngeen di wax rek pour askan wi la. dëgg la ndeysaan. askan wi nag dafa bari ñoo xamante ni dañoo xamul te ñeen a ngi leen di xamal. dëgg la ñeen moom vraiment ku jàng ku jàngul. li ngeen di faram fàccee moo leer. waaw te imam boobu ma koy ñaan buy waxati mu jaar ci mbir mi direct. waaw del wax yàmbaa bi sàngara bi ndax tamit. waaw loolu jàngale la day leer. mais boo nee lii ak lii rek xam nga. waaw ba tey day mel ne li ngay wax dafa des. waaw mbir mi nañuy jaar toujours direct lépp direct. di gërëm sponsor yi. di ñaan ñu gën a ñëw. waaw. waaw Alaaji Moussa. naam. waa magasin Sakkanal. waaw. ay xale yu ndaw lan. di doomu réew mi tey bu ñu leen jàppale woon mel na ne comme ay waa fari industriel yi mboojeen yooyu suñu mbokk njàmbur yi. ñuy ñaan ñuy gën a ñëw rek. jàpp ci émission yi. dëgg la dëgg la. waaw ndax vraiment yéen askan wi rek. dëgg la moo amoo leen tax a jóg. d'accord di amoo jaar suñu ustaas yi. vraiment di leen jaar bu baax a baax. D'accord. jërë ngeen jëf waay. di jaar Assane Diouf Alsaan Socé. d'accord amoo Yëpp soxna rek. amoo loolu Jërëjëf. loolu laajal soxna si wala yow tamit ci sa wàllu taxawaay ci wàllu woowu. ñuy waa wax xam nga comme damay dégg sama mbokk mee nekk Louga di wax problème mu ambulance. waaw. kii bu ne tey dañ kaa woo si ku xam ne biir bi moo daw rek mu yónnee ko ambulance. damaa xalaat rek direct waa Thiamène. dëgg la. waaw te xam ne tamit fépp liñ naan daanu dajul fépp. dëgg la. waaw Dëgg la. vraiment bu ngeen defee tamit am na lu des Louga gee boo demoon da ngay mel ne Sénégal Dakar rek la. dëgg la jaajëf jaajëf dëgg Sarr. waaw mais raison yi sonn nañ trop. jërëjëf Sarr. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. voilà Sarène bi kon waaw moom nag xam naa asalaamaaleykum ñu jël ñi ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay ziar. sëñ Moussa. waaw. ñu ngi lay ziar. waaw kii daf soween la moom tamit. sa plateau bi doy na waar tey de. est-ce que yéen seen affaire leerul de. non yow kay
tey moom saareen ak saween yeeg saareen yi de boo demee wóoru ji sax ñii. doy na war de ñu ngi leen di nuyu di leen ziara. ñoo ngi lay fay. di am kontante ci waxtaan wi. ndax leer na nañ. mu nekk waxtaan woo xam ne bii leeral na Sénégal yu bare ndax seen kuréel boobu defe naa ne bari nañu ko xamul. li may njëkk a wax nag mooy la kuréel la boo xam ne bii ci ni ngeen waxee war nañu leen a dooleel bu baax a baax. mu nekk même kuréel boo xam ne bii kuréel national lay doon am ay représentant ci gox yeeg goxaat yi pour que li nga xam ne li moom ngeen def ñu mën ko tasaare ci réew mi nit ñi xam ko. ndax it ku leen déglu damay wax ma ne baas la boo xam ne bii mën nañ ci jaaraat defar jikko yi. ndax li ngeen di dox nekk na loo xam ne lii état bi ci boppam moo ko waroon a moo ko waroon a jël. di leen defal subvention xaw ma ndax def nañ leen ko defal wala déet waaye bu fekkee ne bii amul. war nañu leen ko defal ngir ngeen mën a yaatal seen liggéey bu baax a baax. ndax dana mën a defaraat jikko yi. parce que bu fekkee ni bii tey takk nañ ko fañ ko war a takk. takk kañu war a takk comme ni ngeen ko waxee doom juddu ca mu am yar ba mu war a am ñu toppatoo ko dama ne doom jooju bu màggee modèle lay doon. dëgg la waaye bu fekkee ne bii li nga xam ne li moo xew ci jamono ji yeewoo nu la neex mel nu la neex munoo caa am la nga bëgg. kon daal ci gàttal ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. jërëjëf waxtaan la woo xam ne bi yaatu na yaatu boo xam ne gi. jërëjëf mënut koo wax ci ay minutes. jërëjëf di ñaan yal na yàlla jàppale leen. amiin ba nit ñi am dégg ak topp. ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. jërëjëf sëñ Moussa Sow ci Pikine seen rajo Sud FM tey nag suñu gan moo di cadre religieux pour la santé et le développement bi nga xam ne nag Serigne Saliou Mbacké moo ko jiite moom nag daanaka yabal fi tey ñaar ñi nga xam ne daanaka ñoom la ñu seqaloon waxtaan bi depuis suba ba léegi mu di nag sëñ Djibril Diop Laye bokk ci conseil d'administration bi ak tamit soxna Rokhaya Thiam bi nga xam ne nag chargé de projet la ñu jël ñaari auditeurs ci ligne bi après daal di continuer waxtaan am na ñu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar sëñ Ibrahima. di ziar bu baax. taarika alhamdulilah. rafetlu waxtaan am na solo trop. waaw damay wax li imam waxtaan commencé dafa am solo. oui. boo xoolee Sénégal jamono yu nekk li may wax ak yow nii ñu bari seen xel dalatu. allo. waaw ñu ngi lay dégg waaw. ñu ci bëree bari seen xel dalatu. imam wax na ko sànq ci tàmbali. mais moo tëjee si kër tamit caabi ko girib ko def ko ci biir tamit dox sa xel dal. ba ci marché bi nii tey boo amee sa place na nga gis ñaari buntu kànnaare mais si xel lu dal xam nga lu ko waral tëreen bi yàlla tëraloon si doomu aadama bi dañ ko di teg fële nañ ñoo ko ñu tey droit de l'homme ndax nit mën a def lu ko neex daal du ko ci teg. d'accord même boo ree nit tey bu ñu nee ate daal na taxaw ñu droit la. ci wàllu wér-gu-yaram ñu tooñ andee droit moom. maanaam ci wàllu wér-gu-yaram taxawaay bi. nan nga ko gisee maanaam kuréel ñi nga xam ne dañoo dugal seen loxo ci wàllu diine. est-ce que maanaam ñi ñànk diine gi am na solo trop. waaw. am na solo lool leen lislaam jàppale waaye bi jàppale nañ ñoom ci kanam. waaw il faut que itam gëm suñu bopp daal. waaw am na solo kon yoon bi ñu nekk yoon bu baax la ñu jàpp ñun jullit ñi ñun ci na jàpp ba mu am doole. mais ñi waaw kay jërëjëf waaw moo day aw bu baax a baax ñu jël keneen ci 88 628 98 98 ñu daal di jël waaye nag dafa am na koo xam ne bëggoon na bokk taxti nag li nga xam ne lu ñuy wax fii lu ko ñor la ci wàllu santé publique kon nag ñu daal di koy dalal léegi xam naa nag du ñàkk quoi daa ñoo continuer waxtaan wi ak soxna si nga xam ne nag daanaka mu ngi ñoo ngi ànd ak ñun mu di nag soxna Rokhaya Thiam ak ki nga xam ne nag moo di asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ Ndiagne Diop maire bu Bambilor. waaw. waaw ñoo ngi lay nuyu honorable député gis nga cadre bi ci waxtaan bi ñu waxtaanee jëmale ci santé de la reproduction yéen ñi nga xam ne yéen tamit yéenay collectivités territoriales yi ñii la ñuy liggéey est-ce que jàpp nga ni donc ñu war a accompagner la ci wàllu santé ak ci wàllu accompagnement daal en général. waaw xam nga maa ngi nuyu say auditeurs ak auditrices. di rafetlu émission bi man dama am habitude di déglu sa émission bi. jërëjëf. tey da nga dugg ci boo xam ne dafa concerne collectivité territoriale. ndax compétence la bu ñu transféré. dañ tegu gouvernement la gouvernement jël ko dénk ko collectivité territoriale. mais bu ñu xoolee man
ci sama gis-gis ci li na ci sama commune. waaw ak yi ma xam naa ne am na taxawaay bi ci collectivité territoriale yi am. ndax tey poste de santé boo dem commune Bambilor. gis naa ne agent ya fa ne sax ndax dañuy wax ay ASP agent yi ci ne boo demee buñ dee fukk presque juróom-ñaar yëpp recruté nañ leen. ñuy def loolu mooy ay ndaw la ñu yoo xam ne dañu ñëw volontaire. maa di liggéeyal askan wi. kon bu ñu ko suñu gafaka ne war nañ leen mën jàppale. donc loolu bokk na ci actes yi nga xam ne collectivité territoriale ñu ngi koy jël. li ci def su mel ni Bambilor yàlla def na ñu yegg juróom-ñaari poste de santé juróom-benn poste de santé. mais poste de santé bu ñu ci ne am na ambulance boo xam ne doo indi malade ñu ne la fayal carburant. doo indi malade ambulance bi est-ce que nga jaar ci péage bi ñu ne la jox ñu ñu jël daggee péage. te yàlla def na at mu jot dinañu yëkk si gafu fukki junni. fukki million. jënd na ko ay médicaments. jënd na ko poste de santé. yàlla def na même commande yi. ñoom ñoo ñuy wax li nga xam ne mooy seen soxla. d'accord ci wàllu santé de la reproduction ndaxte nag gis nga lu am solo la yitteel tamit ñi nga xam ne ñoo di religieux la est-ce que foofu tamit waruñu ci gën a maanaam ñongal ci wàllu politique bu jëm ci wàllu askan wi. waaw xam nga askan wi moom. tant que ñu ngi dund rek tant que ñun ñu ngi dund rek askan wi di am ay soxla. suñu yitte nag suñu yéene ak suñu lépp mooy fexe ba ni ñu ko bëggee ma mane ko noonu defe ko noonu. mais bi ñu xoolee actuellement wàllu santé ci Sénégal dinañ xam ne kat am na pas yu ci gouvernement bi def. waaw ndax it doon nga xëy yor malade pour nga dugal ko ci poste de santé dafay jafe mais tey bari na dëkk yoo xam ne àll bi lu la gën a sori tey foo am malade yàlla dina la suturaal ba nga am foo ko dugal. bi ci def ci wàllu njuuram xale yi. foofu it yàlla def nañ poste de santé bu ci ne am na maternité mais dañuy gën a benn couche bu ñuy wax bàjjenu gox yi. waaw bàjjenu gox yi taxawaay bi ma tëkk la ñu taxaw ci dëkkal njaboot bi xamal leen xelal leen ci li nga xam ne noonu la ñuy. noonu la yàlla def. donc daal li ma mën a gëm daal mooy. am na ay avancé daal yu yàlla def ci wàllu santé boo xam ne ñun ñëpp dañ ci am mbégte. mais kuréel yi est-ce que jotul ñu lëkkaloo ak collectivité territoriale yi ñoom tamit mën a indi seen i contribution ci développement yi ci collectivité territoriale yi. waaw mais am na ay ndaje yoo xam ne. dañu koy waxtaane ci biir collectivité territoriale la commission santé. ak ñi nga xam ne dañuy toppatoo mbiru santé de la reproduction. di askan wi di leen informer. di leen xamal di leen wax ni ñu war a def nan la ñu war a def ak ñu ko war a def nan lañ koy defee. donc yooyu yëpp ay facteurs la yoo xam ne vraiment y a des avancées. mais kuréel bi jotul mu tàllal loxo kuréel bi nga xam ne moo di religieux yi ñi di collectivité territoriale yi ngeen waxtaan. waaw yoon la ñoom seen bopp di ñëw bees nii. waaw ñëw waxtaan ak gox-goxaan yi. pour ñu gën a mën a askan wi. jërëjëf. ñoo ngi lay gërëm di sant honorable député Ndiagne Diop député maire bu Bambilor ci loolee nga xam ni participé na ko ci waxtaan bi kon nag ñoom na nee na jot na tamit li nga xam ni ñoo di collectivité ñii dem ci collectivité territoriale yi gannaaw nag bu ñu amee liggéey oustaz sëñ Djibril Diop Laye ñoo ngi doon wax ci li nga xam ne moo di fan woowu ndaxte nag loolu lu am solo la jëmale ko ci yaatal est-ce que yéen seen kuréel gi sur le plan national implanté wu ngeen fépp pour lépp li nga xam ne moo di collectivité territoriale yi au-delà ci li nga xam moo di ministère de la santé yi ngeen gën a dugal seen loxo ci wàllu proximité bi. waaw jërëjëf Cheikh Moussa am na ci wàllu décentralisation. presque chaque région am na ay représentants. yoo xamante ni bii localement ñoom dañuy intervenir par rapport ak li nga xam ne mooy le cadre bi di doxee sur le plan national. par exemple
xam nga lenn lu nekk aussi dafa am ay phase de sensibilisation yi nga xam ne ci leen toll te mooy yee ak nit ñi. waaw représentants régionaux yëpp dañ koy def par rapport ak ay ateliers. de formation ay séminaires ay conférences. ay causeries. yooyu yëpp dafay am par rapport ak thématique yi nga xam ne moom la cadre bi di définir. dem sax ba non seulement forum yee conférences yi. mais ay émissions radiophoniques ak télévision locale ñoom dañ koy animer. par rapport ak différents kii xëy na bu Seydou Roxay amoon temps tuuti. région bu ne mën na fa wax kan moo fa. nekk ak département bi mu nekk. te itam cadre bi def na ay tournée nationale. yoo xamante ni itam néew na région bu mu tegul. tànk mais xam nga daanu dajul suuf. bu dee ci wàllu collectivité locale yi aussi c'est vrai léeg-léeg dinay dem ci benn région mais structure sanitaire ya fa ne. duñ dugg ci benn région te jaaruñu ci ñoom. jaar aussi ci gouverneurs yi. officiellement. xëy na côté municipalité yi xëy na mën naa am des tuuti. mais foofu itam ñaar ñëpp ñoo war taalal seen loxo seen moroom. municipalité war nañu ubbeeku. jëm ci religieux aussi dem ci ñoom. parce que boo seetloo municipalité bu ne am na conseil religieux bu fay am. mais souvent léeg-léeg li ñu koy doyee mooy jàkka ja. waaw soxna Rokhaya daa am loo ci bëggoon dolli waatu. waaw dama ci bëggoon a dolli rek que ne di wax ne. kuréel gi amul benn subvention. waaw mais sàkku ko sax nag. waaw. kuréel gi dafa nekk kuréel goo xamante ni gii. moom day liggéey rek te yàlla tax ndax ñun ministère de la santé la ñuy jàppale. te ni ko sëriñ bi waxee nii dem nañ ci région yëpp. région bu ñu ciy dem. ginnaaw bu ñu jokkoo ak médecin chef de région ba. daf ñuy booleeg médecin chef de district ba ñuy dem. médecin chef de district boobu day ñëw ak maire ba ak préfet ba. bu ñu ñëwul indi seeni représentant. compétence transfert waaw bu ñu ñëwul seeni représentant dina ñëw. amul fenn fu ñu dem te waxtaanuñ fa ak maire bi. wala représentant wala préfet bi mbaa représentant ak médecin chef de district ba. ak bàjjenu gox ya ak imam ya ña koy jiite ak ña fa ne. ñu dajale ñëpp ak personnel de santé ba waxtaan ak ñoom. ñun noonu la ñuy liggéeyee. fépp fu ñu ci dem on travaille avec tout le monde. donc ñun dañu nekk rek di jàppale. ministère de la santé ci jafe-jafe yi muy am ci wàllu faj. ñu ne nañ ci jàpp pour jàppale leen pour que askan wi mën a mucc. mais ñu ngi wax ni si est-ce que li nga xam ne moo di Covid bi bokkul ci li nga xam ne daanaka moo indi daanaka avortement yu bëri ñu nemmeeku ci 2020 yi comme ni ko waa OMS waxee. xam nga OMS moom bu waxee daf ko teg ci ay chiffres yu leer. yoo xamante ne yii lu mu gëstu la ba mu leer. mu soog ko wax. te ñun ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey tamit gis nañ ko. gis nañ ne avortement yi am na jigéen ñi loru yi am na. doom yi loru yi am na. donc je crois que loolu ay études la yoo xamante ni ànd ak gëstu. moo tax OMS génne ko. d'accord ñuy xaar ñeneen ñi nga xam bëgg nañoo bokk ci waxtaan bi bëgg tamit li jëm ci wàllu li nga xam ne tey moom la ñu waxtaanee mën nañu samp laaj ci la ñu doxee waaye nag am na ku ne est-ce que li jëm ci wàllu ndaxte message la ko envoyé nañ ko dimbali indil ko ci tontu tuuti ndaxte nag bëgg nga xam daal est-ce que li jëm ci wàllu maanaam l'islam am na benn méthode espacement bu particulier boo xam ni moom lay digle. méthode particulière. comme dama wax ne islam dafa globalisé wu. mooy lenn lu ne alxuraan daf cee wax. ñu jël ñi ci ligne bi ba pare asalaamaaleykum. allo. maaleykum salaam. ku baax na nga def ñu ngi lay nuyu. Moussa na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. leen di sant bu baax di kontaan seen émission yi. jërëjëf. ñu ngi participer ci développement réew mi daal. yàlla jàppale leen. bon di nuyu sa invité yi. Seydi Laye ak Soxna Soosu. mais dama jàpp ne planning familial ci doxalinu l'islam dafa am lu ko tax a jóg quoi. mais nekkul lu ñu war a généraliser lu ñu war a globaliser ñëpp pour ñëpp war ko def. l'islam may ko ñëpp. j'espère que loolu war nañu ko leeral. ki koy def mooy ki am ngànt nga xam ne ki tawat moo tax. te ñi koy def dañuy nekk ñi koy autorisé dañuy nekk ñu ragal yàlla mais bu fekkee ne programme Occident la nga xam ne pour ne dañoo surpeuplé dañoo war a wàññi ba tax ñu jëmee campagne bi ci loolu moom ña ko def ak nañ ko def loo ñëpp xam nañ ne ñu ngi def loo xam ne yàlla bëgg ko te ñu suñu diine lislaam li mu ñu sant mooy nañu sëy te am njaboot
wax nga ko sànq Moussa yow en tant que ki nga xam ne moom moo jiite émission bi bu fekkee ne ñàkk moo tax ñuy ragal am ay njaboot loolu yàlla moo ko assuré. Mais Occident seen ñëpp xam nañ ne seen objectif ci yóbbu nit ñi ci système planning familial mooy jéem a wàññi nit ñi ci seen doxalin ñoom te doxalin boobu l'islam di ci mës a ànd. loolu ñëpp xam nañ ko. tellaay moom xam na ko. parce que borom bi subhanahu wa taala wax na ay wax yu leer yonent bi sax tam jàngale ko. mais bu fekkee ne nag nit ki ci boppam nit ki affaire bi dafa nekk affaire lu benn nit ñu jël ko bugg ko généraliser pour ñëpp benn nit moo ko tax a jóg nit koo xam ne dafa feebar wala yaramam attanul ëmb yu bari wala te loolu du moom moo koy décider c'est-à-dire ki koy décider mooy koo xam ne kii xam-xamam dem na ci loolu waaye def ay campagne boo xamante ni bi et puis xàmmeetuñ ci ku sëy ak ku sëyul ku am jëkkër ak ku amul jëkkër jigéen bi koy def aussi est-ce que am na consentement jëkkëram wala amu ko bu ñuy dem ci normalement ci centre yi kii dem dafa war a ànd ak borom këram ba ñu wane ne li ñuy def nii wane ci xam-xamu sharia ne ab qaadi bu gëm yàlla ànd ak médecin bu gëm yàlla ñoo ko wax ne lii mun na koo def te bu koy def du ko def moom kese mais da nga gis ne système bi yow Moussa xam nga li ma lay wax ay xale yu ndaw yoo xamante ni amuñu sax jëkkër ñu di leen permettre ñu di ko def loolu li muy tekki mooy ñu ngi ubbi bunti mooy yàlla yoo xam ne yàlla da ko tere c'est-à-dire ne ma waxaat li ma waxoon sànq benn mbir moo ko tax a jóg ñu bëgg koo généraliser pour ñëpp loolu nag l'islam du ko nangu. très bien l'islam du ko nangu maa ngi jéglu bu baax nag merci bien. jërëjëf sëñ bi moom loolu la joxe ci kii bi ñu xaar ñeneen ñu daal di dajale intervention yi après nag daal di joxe asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Moussa. waaw baal bool. wala Ahmed Sarr. sëñ Ahmed Sarr. maa ngi ziar bu baax. waaw ñoo ngi jégalu de bisimilah Sarr. waaw am na solo waaw. tey moom saareen yëf yi. waaw tey moom dañoo jëlee gaaw. waaw comme ni ma doon wax rek. waaw. comme caameen yi moom daf ci am ñoo xamante ne baax na yu baax boo xamante ne ma nga wax dara daal. maa ngi ziare bu baax. ñoo ngi lay doon ziar. li ngeen di waxtaane waaw. am na solo boo xamante ni. ku ko déglu daa déglu am solo. waaw. ndaw si ci bi muy wax ci wàllu conséquences yi. waaw. ci jigéen ñi nga xamante ne yàlla dafa dogal di wéradi. daf ci tudd benn feebar bu ñuy wax insuffisance rénale. waaw. te comme yàlla dogal na man. ci loolu laay yëngu. waaw yaa jiite kuréel gi ñu leeral ko waaw. exactement léegi. yi mu wax buñ ci bàyyee xel dafa ñuy dimbali lool. ndax jigéen ñi bu ñuy am doom noonu te xëy na ñu teel ëmb wala ñu yéex a ëmb ba mu indil leen léeg-léeg yenn avortement yi. moom mooy jur insuffisance rénale boo xamante ne commencement bi aigu rek la. aigu la. boo ko sàgganee mu yóbbu la ci chronique day dem ba war a defi dialyse. suñu bàyyee xel boon ci ki nga xamante ne mu ngi am insuffisance rénale aigu. te li ci gën a bare bu ñu seetloo léegi feebar bu jigéen ñi am nañ ci solo lool. waaw. alors bu ko defee. bu ñu ci bàyyee xel dinañu dimbali lool ci li ñuy wax prévention. donc yi nga xamante ne moom la soxna si doon waxtaane ak seen jëkkër yi. am na solo lool ci ñu mel nag ñi nga xamante ne yàlla la ñoom la nattoo feebar yii. dëgg la. te comme ni mu ko waxee woon sànq jigéen bi nga xamante ne dafa wéradi te bu amee doom ñu ne mucc na. dama am sama benn xaritu docteur séeréer baat bii ñuy wax réewle man ba ma ko déggee moom na mu ko doon waxee daf ma dimbali lool mooy rawale. xam nga bon bi mu ëndee wéradi ñu indi ko hôpital faw am ku ko rawale. bu rawee nag ñu ne mucc na. waaw bu rawee ñu ne mucc na donc. adduna bi li ci am solo. mooy ñun comme ni ko diine la ñu diine rek la ñu xam. dañu diine bàyyiwul dara.
waaye ni organisation bi tamit buñ koy waxee nit bëgg ci jële ci tubaab bi rek naan organisation yi méthode tout ça ne diine gën a organiser yooyu yëpp de sorte que prévention yi nga xamante ne war nañ ko mën a def suñ ci góorgóorloo rek dañuy musul ñu bare dañ leen di sant di leen gërëm barakallahu fiikum. jërëjëf sëñ Ahmed Sarr moom nag mooy le président association sénégalaise ñi insuffisant rénaux yi. waaw ndeysaan di liggéey bu am solo nag ci jàppale ñi nga xam ni mooy ñu amee feebar boobee mooy doye di réño bi ñuy wax kon nag ñu jël keneen après daal di jox oustaz ak soxna Roqe Thiam ñu daal di indi wala ay ca bisimilah. waaw oustaz. bokk moomu wala bokk intervenant yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. am na ci koo xam ne. discours am moo ko suma bos gisuma benn différence. mooy ki la doon jox seede. waaw planning. waaw di wane ne mais bu ñuy planifier couple moo tax ñuy wax. couple waaw ak ñi feebar. yaakaar naa ak borom xam-xam bu maandu bu ko certifié. waaw boo ma dalee wax ba léegi loolu laay wax. waaw kon maa ngi koy rassuré ne que moom. li ma doon wax la répété xëy na dafa dégluwul sama commencement. waxtaan la mais ñun wala bu en tant que religieux doxuñu ci campagne massifiée pour fekk koo xamante ni bii sëyul. ñu naan dañ koy planifier loo. bi may commencé dama wax ne légalement marié couple boobu la ñuy wax. te du couple yëpp dañuy bàyyi ba mu am doom ba commencé nef. léegi nag au lieu sëriñ bi xam naa fi ñu wutee moom au lieu ñu koy jiiñ diine. waaw nan diina mooy wax ne ëppalante leen ay doom. waaw ba tax soxna si kenn ko wax planifier ñu ne ko déedéet. parce que ci biir am doom bu jegeñ gi ci ëmb ak imbi ak nàmpal bu jegeñ loraange dafa bari. ñu raxas deru diina que ne diina déedéet feebar la na dem faju ji. souvent itam. waaw léeg-léeg dañuy xaw a juum ci benn atte. mooy situation. alarme suñu saa bu ñu ko defee rek mooy situation anormale la. maanaam bu njur mi jaaroon yoon. waaw couple bu ne. wayjur bu góor ak wayjur bu jigéen. am santé bu baax seen doom am santé bu baax. ñu am moyen d'assurer leur éducation. ak suivi bi ci war. mais alarme du am. mais couple boo xam ne dañuy jur ay doom yu dul jeex. te kenn wéru ci mais loolu amul njëriñ islam. mais kon rassuré nga waa ji ba mu waxee ni daal nii moom ñoom seen tiitaange mooy daanaka nu ñu tëggee programme yi ca bitim réew indi ko fii mais ñu tropicaliser ko adapté ko si yéen norme bi ngeen ko bëggee mooy naanaam lii di argument religieux bi ñu jël ko en compte. kese. waaw est-ce que loolu yéen a ngi ci xeex ak maanaam ñu yor wàll woowu ndaxte nag nasaraan gi buy ndee xaalisam danaan nii laa ko bëggee. xam nga li firnde bi. waaw. mooy li ma wax am na bailleur boo xam ne arrangé wu ko. ndax bu ma nee. couple légalement marié. waaw. kay am na koo xam ne loolu arrangé wu ko. waaw. te man dama wax ne bala ma wax bala waxu planification familiale. day fekk ñaar ñoo xam ne dañu sëyante. waaw. ba pare ñu bàyyi ñu am doom. waaw. mais ci biir am doom gi ëmb bi ak nàmpal gi ak ëmb bi jegeñe. ñu bari dana dul déglu booy commencé. développé mais loolu mooy sart bi. dëgg la léegi nag comme feebar am na. waaw. mais feebar sëñ bi dañ ko war a faj. dëgg la ci faj gi nag mooy indiwaat planification familiale parce que comme dafa jegeñe rek. boo planifié mu faju. waaw kon nag njaboot gu bari te seen wér-gi-yaram mënuñu ko assurer. seen ndey wérul. te même baay yu bari sax xanaa baay bu daw rees comme man. mais baay bu taxaw dëgg sax na ndey sonne xale sonne baay nu lay sonne baay bu nangoo jël ordonnance dina de ba am lu jënd ordonnance. waaw mais dina tax ma laaj daal soxna donc Rokhaya ndax est-ce que li jëm ci wàllu loolu li nga xam ne moo di programme yi ngeen teg yéen dem na ko ci li jëm ci wàllu centre de la reproduction des jeunes ndax ci waa ji moo ngi wax ci wàllu ndaw yi. waaw. waaw ndaw yi kay ñoom lañu gën a mën a waxal sax. parce que cadre bi dem na bay teg ay. ndaje yoo xamante ni day doon waxtaan entre religieux bi ak jeune bi. waaw ñoom ñuy waxtaan religieux bi mën ko wax parce que ñun ndaw yi li ñu leen di wax mooy ñu fegu. waaw fegu rek lañ leen di sant mooy abstinence. abstinence jigéen ñi sëyu li ñu leen di wax mooy ñu fegu. abstinence ñun dem nañ ci benn région ñu indil ñu benn xale boo xam ne 12 ans la am. bàjjenu gox bi mu ne xale bi 12 ans la am yaayam ci boppam. moo ko indi ne pour ñu defal ko une méthode contraceptive. kon xam nga ne problème bi du problème mu fajkat yi. problème mu kër ga la.
donc ca kër ga lañu war a yare xale yi ca kër ga lañ leen war a aare ca kër ga lañ leen war a jàngal naka la ñuy fegoo pour ñu mën a fegu nit ki bu fekkente ne moom feguwul na muy def ba mën a def njubadi loolu yow mënoo koo xam te mënoo koo artu donc ñun li ñuy def ci cadre bi ci beneen wàll mooy fexe ba waajur yi mën di aar seen doom yi di gis nga bu njëkk bu fekkonte ne da ngay seetaan nii télé sa papa mooy man suñu papa moo doon yore télécommande bi toog bu gisee lu mu xamul day zappe mais tey jii kër goo dem xale yi ñu ngi yore seeni portable yow bi li ngay bëgg ñu seetaan ko duñ ko seetaan parce que ñu ngi koy seetaan ci seeni portable donc loolu yar bi ci boppam la ñu war a defaraat mbokk mi doon wax léegi tamit naan jullit fajkat bu am diine xam nga man damay wax toujours ne nit ñi dañuy rejeter ba duñu bàyyee xel ne ñun ñii nga xam ne sage-femme lañu ay docteur lañu ñun tamit ci askan wi lañu bokk ay nit la ñuy bokk ci askan wi ay nit lañ yoo xamante ne ji ci diine l'islam la ñu nekk wala ci jàngu bi kon nag ñun tamit am nañ lu ñuy bañ nekkuñu ay nit ñoo xamante ne rek lu ñëw ñu jël nekkuñu ay nit ñoo xamante ne dañuy def luy lor suñu askan man nee naa sage-femme bi nga xamante ne yow sa doom bu amee 15 ans wala 16 ans bu la nee yaay dama bëgg a def une méthode contraceptive doo ko defal kon yow sa bopp bu beneen xale ñëwee ne la damay def une méthode contraceptive doo ko defal li ñu mën mooy waxtaan li ñu mën mooy yedd li ñu mën mooy jéem leen a aar wax leen les conséquences et les problèmes ba ñu bën cee dugg mais li ci bëri ca waajur ya la waajur yi ñoo war a yar xale yi ndax xale bu départ këram dem ba ca hôpital ba ne damaa bëgg une méthode contraceptive kooku xam na li muy def mais loolu est-ce que la responsabilité ku koy defal engagé wul aussi foofu loolu laa lay wax ma ne la ki ko koy defal daf ko warut a defal daf ko war a yedd wax ko mu fegu parce que xam nga une méthode contraceptive ne résout pas le problème xale bi bu fekkente ne moom sëyul nga defal ko une méthode contraceptive muy sëy à gauche et à droite mais kooku mën na récolter ay feebar yooyu mën nañ koo lor man sama expérience li ma may keroog gis naa benn xale boo xamante ne bii dafa ñëw ne ma dama bëgg a seet sama yaram ma ne ko da ngay seet sa yaram pour lan mu ne dama bëgg a xool rek ba xam ndax awma infection wala loolu ndax awma benn problème ma ne ko lu tax nga bëgg a xool ndax amoo benn problème parce que waxtaan wi tam daf ci am solo mu ne ma man sama yaay dafa nekkoon ak moom ñu affecté ko bi ñu koy affecté daf ma defal implant maanaam daf ma defal méthode contraceptive ci mbagg mi ma ne ko lu tax mu defal la ko mu ne nee na day dem di ma fa bàyyi te bëggul ma ëmb ma ne ko léegi nag noo def après mu ne man kay defuma dara ma ne ko sëyuloo mu ne ma déedéet sëyuma mais bi mu demee ba am 3 ans dafa ñëw dindi ko léegi nag may xool ba xam ndax ma ne ko yow heureusement sax sëyuloo mais sa yaay li mu def c'est très grave parce que moom bu la defalee méthode bi loolu mooy pousser na la yow pour nga dem defi lu bon te yow boo defoon lu bon moom bu fekkee dafa bañ nga ëmb pour gàcceem mais mënoon nga am sida comme mënoon nga am beneen feebar donc problème bi c'est tellement profond ba nga xam ne du problème mu fajkat yi kese des fois dañuy indexé fajkat yi ne ñoom seen bopp ñooy yàq xale yi mais xale yi dañuy yàqoo ci kër yi dañuy yàqu ba pare doo ko ñëw ci fajkat yi mais fajkat bi nga xam ne dafa recevoir xale bi li mu mën a def mooy mu yedd ko woon ko ne ko lii kat du loo war a def ndax boo ko defee di nga ci am ay jafe-jafe très bien mais ci wàllu kuréel bi si kuréel gi seen taxawaay ci Covid bi ndax nag gis nañ ni yéen a ngi ci yëngatu bu baax a baax est-ce que yomb na ndaxte nag léeg-léeg nga gis ni dégg nga sax ki nga xam ni moom ndeysaan docteur Ndiaye ñëpp dañ koy saa su ne mu ngi wax ci situation bi kon nag loolee nga xam ni moo jëm ci wàllu mbas mi est-ce que yéen seen taxawaay ci fànn woowu na ngeen évaluer ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu maanaam sensibilisation ci jigéen ñu warul yi est-ce que gis ngeen ni am na impact bu baax a baax. début bi xawoon na jafe. waaw parce que Covid bi dafa bett àdduna daal. waaw pour xawoon ci communiquer sax. doon am problème parce que nit ñi gëmuñu ko woon ndax dañuy wax ne lu la bett man la. mais de fur et à mesure ni ñuy dem ba gis na xam ne ay nit ñaa ngi ciy faatu. waaw commencé nañ ko gëm surtout nag li mu nekk pandémie planétaire. nga xam ne réew yépp ñoo ànd faxandoor mu tiital leen. kon nag communiquer ci Covid ci jamono bi ak jamono yi ci gannaaw tuuti moo gën a yomb que bi muy doog a commencé. te itam religieux yi li tax seen taxawaay baax ci. ñaari volet la toujours dama koy répéter. waaw benn bi mooy da ngay teggi tuuma que ne islam moo baare. nangam te islam baarewul dara. beneen bi ci des itam da ngay argumenté wu religieusement pour wane ne islam dafa ànd ak progrès.
dafa ànd aussi ak prévention waaye dafa ànd itam ak soin. lépp lu jëm kanam lépp luy fegu lor waaye lépp luy faj lor diine islam daf fi encouragé aw xeetam. bu Covid bi ñëwee ñi nga xam ne dañ doon wax naan dëgg la am du dëgg ñuy wax ne complot la ñuy wax ne kii mais ñëpp a d'accord na ne balaa la te itam. c'est pas la première fois. balaa bu matalee àdduna wala ab dëkk wala am réew di am. depuis. allo. waaw ñu jël kii ci ligne bi daal di ñëw ñu ngi jégalu asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum sëñ bi na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax ku baax. waa émission bi man de damaa bëggoon participer. sur bi ak foo ñu woowee. waaw monsieur Diack Dakar. waaw sëñ Diack bisimilah. waaw man de li ma doon bëgg njëkk a fàttali rek. mooy gis nga maanaam Sénégal képp ku ñu ci jox ndomba tànk moo xam ne ca kaw moo xam ci digg bi moo xam fu mën ci doon moo xam niveau déconcentré moo xam niveau central dañoo war a xam ne ñun dañoo am ay réalité. waaw te gis nga développement réew mi du mën a am lu dul politique bu ñëw dañ ko appliquer sur notre réalité wala ñu wut sax suñ politique bu bopp ñun. waaw parce que tubaab yi ñoom seen réalité ak ñun suñ réalité bokkul. dëkk boo xam ne 80% ay athée lañ ak dëkk boo xam ne 99% ay croyants lañ maanaam musulman ak chrétien ñooñu mënuñoo bokk politique. rawatina politique li ñuy wax santé de la reproduction. waaw bu dee tubaab bi moom nu mu tëgg rek bu ko indee fii ñun ñu appliqué ko di ko wutal ay justification di ko wutal ay ramification di ko xoolal di ko arrangé mais loolu du baaxul ci ñun man li may wax tey mooy damaa bëggoon am xam ndax am nañu statistique ci ñi utiliser moyen de contraception yëpp ban pourcentage moo ci nekk des personnes non mariées. mën naa laa waatal ni la tey district boo dem nga génne statistiques yi da ngay tax sa gémmiñ. laajal tey ñi nga xamante ni ñoo yor école yi maanaam surveillant yi surtout surveillante yi jigéen ñi xool jigéen ñi di leen surveiller ak yooyu ak ñu góor ñi. mais bëri na élèves yoo xam ni seen sac ay pilule nga ciy fekk ak ay préservatifs. c'est extrêmement grave. parce que contraception d'accord am na loo xam ni islam ànd na ci. mais man li may wax du lu bees. parce que sunu maam yi même avant tubaab yi ñëw ku sa soxna amaan doom pourquoi quelque temps après nga wax ko demal sa kër yaay nga toog fa. nga toog fa ay mois wala nga toog fa 1 an mais loolu contraception la. donc du lu bees ci ñun. man je pense loolu la ñu war di wax tubaab yi ak di leen xamal ni. ñun dañoo am suñuy priorité dañoo am suñuy valeur. tey jii mën naa laa waatal ni xaalis bi ñu jël def ko ci contraception surtout communication bi ñu ciy def milliards yi ñu ciy dugal bu ñu ko dugaloon ci santé. li muy indi ci li muy réglé ci problème mooy ëpp foofu parce que tey est-ce que xam nga ni Sénégal ñu bari bu ñuy accoucher ci saretu mbaam lañ leen di teg. loolu ndax birul nekk urgent nga ni nit ñi faaw ngeen contraception 100% am déet ñaareel bi. xoolal tey ñaata jeune ñoo jël contraception jiital ko di ko utiliser te amuñu sax jëkkër muy lu garaaw a garaaw. ak leneen li ba léegi man déggaguma ko ci débat bi xam nga mooy lan mooy contraception am nay conséquences yu désastreuses ci ñi koy utiliser. mais loolu dañ cee war a wax ensuite ñu génne les statistiques. maanaam tey ñi utiliser tel moyen ban problème secondaire la leen jural te am na problème secondaire yu bari parce que man li ma xam naa je suis marié. allo. waaw. yaakaar naa loolu dañ ko war a wax. leneen li tey santé. d'accord même bu ñuy wax santé de la reproduction santé ay branches yu bari la. mais branche boo ci jël Sénégal je peux dire la situation est catastrophique. parce que tey benn pôle sanitaire mën naa ni moo am mooy Dakar. nan nga mën a comprendre tey nee nañ dañuy dimbali jigéen ñi d'accord dañoo bëgg santé de la mère d'accord santé de l'enfant d'accord mais nan ngay comprendre jigéen jóge Kédougou war a daw 700 kilomètres ñëw Dakar pour def rendez-vous. mais priorité kay yow mooy dimbali ko moom mu mën a yem biir Kédougou. très bien nan ngay mën a comprendre jigéen jóge Rosso di ñëw ba Dakar pour def rendez-vous delluwaat. war a daw 600 kilomètres. loolu mooy sa priorité wala nga ni ko par force di nga def contraception mooy sa priorité donc xaalis bi ñuy jël di ko def ci communication kii nañ ko def foofu loolu mooy priorité. yaakaar naa tey au pire des cas Sénégal ni Dakar di nekkee pôle. nga xam ni ko am problème santé bu sérieux fi ngay ñëw. mais waroon naa am benn pôle dans le nord ak dans le sud-est. nga xamante ni zone Tamba ak yooyu kenn dootu ci ñëw Dakar loolu vraie priorité santé. leneen li ma bëgg a leeral mooy tey suñu waxee kenn ku ne scientifiquement. développement nekkul ci nit ñu bari wala nit ñu tuuti. pour preuve xoolal Gambie bari wuñ mais pourtant ils sont très pauvres. am na yeneen pays bari wuñ ci nit lañ mais ils sont extrêmement pauvres. de la même manière jëlal Nigéria. très bien
mais pourtant dañoo développé donc ñun argument scientifique yooyu la ñu war a jël ñu xamal ko tubaab yi. suñ priorité d' accord dinañ def contraception. en rapport avec ni ko suñ religion nangoo mais du suñ priorité. suñ priorité mooy décentraliser santé ba nga xam ne ci dëkk Saint-Louis soxlaatul ñëw Dakar. mais fu waay dëkk ci Sénégal tey. soo amee problème bu sérieux il faut nga ñëw Dakar. mais loolu c'est un problème extrêmement grave. loolu la vraie priorité. mais contraception jël ko jiital ko télé yi. tey jii di neexalaat di kii mais loolu c'est pas une priorité. parce que c'est comme si damaa gis ni. waaw monsieur Diack dañoo oto boo xam ni moteur bi dafa am problème. monsieur Diack am peinture bu xoosu. ñu ne communication bi yëpp nañ ko def ci peinture bi. monsieur Diack association yi ne ñëpp jóg wax ci peinture bi mais priorité mooy moteur bi. monsieur Diack merci beaucoup ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi voilà am na solo kon dégg nañ sa intervention kon nag di nga moom préoccupation ñu daal di koy tontu waaw mais am na ñu nekk ci ligne bi tuuti rek ñu daal di. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Alaaji Moussa Thiam. naam. ñu ngi lay ziar. ñoo ngi lay dellu ziar. waa ndax neex gépp a ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay tabarika alhamdulilah. di baalu àq ñëpp di balu àq ñëpp. jërëjëf tabarika. di ñaan yàlla kàttanal ñu dooleel ñu. ci koom ak ci wér gi yaram yëpp ba ñu woor ci jàmm ak salaam tam nangu ñu suñu koor ak yëpp suñu gépp jaamu yàlla. Moussa. naam. man de je partage vraiment à plus de 80% l'idée de monsieur Diack la. Moussa. il faut que d'abord première des choses bi ñu njëkk a war a xam Sénégal mooy Moussa. on n'est pas dans l'obligation di toppandoo occidentaux yi nekkuñu obligation boobu beneen bi ci def Moussa waxuñu nag kenn def lu mu mënut si je dis waxuñu kenn def lu mu mënut maanaam koo xam ne wér-gi-yaramam mayewu ko kooku waxuñu ne na dem di ëmb ka am doom su fekkee wér-gi-yaramam mayu ko mais aussi waxuñu tamit Moussa ñu bëgg wax ci communication contraception Moussa ba daanaka Sénégal contraception célibataires yi ñoo ko dàq def sax marié yi Moussa dama lay jox benn exemple bu dee école fi ngay toll ci def li ñuy wax biologie humaine Moussa li ñuy maanaam lañ la fay jàngal automatiquement lu ci ëpp sa xel ci li muy njëkk a nekk mooy maanaam boo tollee ci wàllu caaxaan nan nga koy defee ba ëmb du ci am wala nangam ak nangam parce que Moussa loolu du ci sunu diine du ci sunu aada du ci sunu aussi c'est pas naka laa ko mën a waxee dara ci loolu nangu ko. très bien Moussa dama. waaw gàttal waaw ñu ngi si cappaandaw gi. waaw d'accord bon bu dee mën naa tënk rek. merci beaucoup waaw en 30 secondes allez-y. voilà yaa ngi dégg Moussa. maanaam nañu ñaan mu barkeel njaboot nañu ñaan mu wér mu barkeel ñu investir ci éducation xale yi bu baree te barkeel Moussa moo gën foofu mu néew te barkeelu. très bien Moussa nañu xool ci chinois yi. jërëjëf ils sont des milliards. en 76 Afrique da doon dimbali chinois yi mais tey jii Moussa chinois yi ñooy dimbali adduna bi nañu xool foofu Moussa. jërëjëf da nga gis nit suñuy jamonoy maam ak suñuy baay jërëjëf da nga gis ko am ñeenti jamono. waaw jërëjëf donc temps bi moo xat nag ndaxte nag gars yi dañoo ñëw bu ci cat li te on a des invités aussi c'est vrai que ñoom tamit émission interactive la ñuy gàttal pause kii ñu jox kàddu gi très rapidement parce que aussi am nañu sëñ Massamba Sall ca ministère de la santé sëñ Sall ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi leen di sant. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dañu nekk fu xaw a sori. dëgg la waaw ñu ngi moom fépp la ñuy yóbbu ñu ngi booru Casamance. dëgg ci cadre liggéey bi. dëgg la waaw sëñ Massamba tey seen ñu ngi dalaloon waa cadre religieux donc pour la santé et le développement di partenaire ministère de la santé seen lëkkaloo bi yéen la ngeen di séntu ci ñooñu ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu santé de la reproduction na ngeen ko jàngatee ak maanaam si liggéey bi ngeen ci nekk na ngeen koy doxalee bu ci sax li jëm ci wàllu Covid bi pour aar soxna yi nga xam ne dañoo war na lor. waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm ngeen permettre ma rek ma nuyu suñu ministre nga xam ne mooy suñu capitaine d'équipe ndaxte li ñuy liggéey lépp moom moo ko jiite bu rafet mu di ministre Abdoulaye Diouf Sarr. di gërëm tamit suñu directeur Amadou Doucouré bi nga xam ne moo yor wér-gu-yaramu yaay ji ak doom. seen question bi kontaan nañ ci trop participer ci émission boo xam ni waa CRSD dañ fa nekk. ndaxte ñun suñu liggéey mooy lépp loo xam ne dañ ko war a def pour aar pour aar yaay ak xale yi. waaw tout tànk yi. mu nekk cible bu am solo waa CRSD nekk suñu ay partenaires. suñu ay partenaires ci li ñuy liggéey yàgg nañu lëkkaloo ak ñoom ci liggéey ba ñu def argumentaire religieux ci allo. waaw ñoo ngi lay dégg waaw.
waaw di def argumentaire religieux. ci li ñuy def. wasaare ko si dëkk bi ba dem bitim réew dëkk yu baree yoo xam ni argumentaire boobu lañ fa yóbbu. ci wàllu Covid bi Covid bi commencé remarqué woon nañu que ni dañu amoon service yi fréquentation bi dafa xawoon wàññeeku. waaw bi mu wàññeekoo ñu lëlu tëgg benn plan de riposte de contingence. de résilience. bi ñu ko tëggee pour demaat ci région yi ci district yi pour ñu gën a utiliser service de santé yi. biñ ko dee def tamit waa CRD jàppale nañu ci bu baax a baax religieux yi. ndaxte ku wax Sénégal xam ni religieux yi am nañ ci baat. ñoom def nañu tournée dem ci këru diine yi. dem nañu ci këru aada yi këru diine yi pour wax leen. li nga xam ni moom la islam wax ci sàmm wér-gu-yaramu yaay ak doom. bi ñu ko defee tamit ak ci yeneen stratégie gis nañ ni que ni service yi gars yi commencé nañ ko fréquenter war parce que ñun loolu rek la ñuy wut. disponibilité bi musul ñàkk. lu Covid bi am disponibilité service yi toujours disponible nañu. donc fréquentation bi moo xawoon sooxe tuuti au début. mais bi ñu defee ay stratégie nit ñi commencé war nañu fréquenter structure de santé. d'accord dégg nga yenn préoccupation ci li jëm ci wàllu maanaam santé de la reproduction ni ñu ko tënkee maanaam ci tëggee ko foofu ca bitim réew wala sax ci Sénégal àdduna wërngal këpp waaye ak li nga xam ne moo di réalité fii ñuy dund est-ce que ñii seen ñi argument religieux bi mu ngi jàll bu baax a baax pour que nit ñi tamit gën a mën a sàlloog li nga xam ne moo di digleeg tere yi wala yenn orientation yi. waaw dégluwuma émission bi yëpp. ndaxte comme ni ma ko waxee dama xaw a sori. dëgg la. mais téléphone bi rek laay participer mais li am solo. mooy que ni ñun ñiy liggéey ci santé ay Sénégalais lañu. waaw. amuñu feneen fu dul Sénégal. ay njabootu Sénégal lañu suñu ay cousins suñu lu ñu am lépp Sénégal lañ ko am. dañuy def ay sacrifices yu bari. pour santé population yi jëm kanam. di ci profito di remercier ñi nga xam ne ñoo nekk ci district yi nekk ci village yu sori yi di liggéey. waaw. parce que loolu tamit il faut que nit ñi xam ni. duñu ay extraterrestres lañu jël pour ñu def santé bi ay Sénégalais ñoo fi nekk. kenn gënuñu bëgg Sénégal kenn gënuñu fonk Sénégal. dëgg la ndaxte Sénégal rek la ñu am. lu ñuy def rek pour wér-gu-yaramu nit ñi la ñu def ko ci lu mucc ayib. ci wàllu par exemple planification familiale bi nga xam ne nit ñi dañ koy. planification bi d'abord il faut que ma wax ni ñetti pàcc yu mag la. benn bi mooy espacement des naissances. espacement des naissances dañ ci liggéey ak religieux yi ñu tëgg def ci benn argumentaire. comme ni ko waa Indonésie defee comme ni ko waa Maroc defee comme ni ko yàlla waxee ci alxuraan. mooy espace intergénique bi mu am ñaari at. loolu pour gën a aar yaay ji la. mais boo jógee ci loolu am na ay feebaru sëy mooy wax IST yi. mais loolu pàcc bu rëy la ci planification familiale. dañ koy liggéey xëy na nag bariwul coow. mais am na beneen pàcc mooy infécondité ak infertilité. di nga dégg lu baree bari nit am doom tudde ko gynécologue. waaw. parce que gynécologue yi ñun ministère dañuy topp jigéen ñi nga xam ne mënuñu am doom. waaw. di leen topp ay ati at. di leen faj ba ñu am doom. dëgg la. donc kuy def loolu ba ñoo njureel am. parce que ñi nga xam ne mënuñu am doom dañ leen di faj te loolu pàcc bu rëy la ci planification familiale. am na ñoo xam ne bu ñu dee wax dañuy wax dara rek mais duñ ci joxe sax argumentaire boo xam ni. taxaw na am na solo. mais li ma mën a wax mooy li ñuy liggéey lépp. pour wér-gu-yaramu yaay la pour wér-gu-yaram doom la. ci religieux yi muy église bi di jullit yi. waaw dañu ànd ak ñoom di liggéey ci li ñuy liggéey ñun. ñoom ñu jël alxuraan di jël sunna. di jël li ci yàlla wax. def ko argumentaire. pour mën na yokk wér-gu-yaramu population yi. mais au niveau central ci au niveau ministère parce que am na ñu posé question bi ne ñiy def méthode contraceptive est-ce que maanaam ci xayma statistique am na ci xale yi nga xam ni amuñu jëkkër ak ñi am jëkkër ak ñooñu ñu fay ñëw di ko fréquenter est-ce que loolu am ngeen ci ay données statistiques. ce que je peux dire mooy ñun suñu politique. waaw dañu adressé wu. aux personnes mariées. D'accord. ñun aux personnes mariées la ñu adressé aux personnes en couple. wallaay suñu loolu daal mooy suñu politique. cible bi les personnes mariées en couple. léegi nag su fekkee am na ci société bi. waaw ay xale yoo xam ni ñu ngi def di ko sudul noonu. société bi d'une manière générale ñoo war a àndandoo. di jox ay conseils di orienter.
loolu moo tax ñuy gërëmaat di santaat religieux yi nga xam ni ñu ngi koy def lu mat sëkk. parce que problème yi am yenn problème yi am du santé bi problème mu famille la problème mu société la problème mu nit ñi la problème mu éducation la. dañu war a gën a yaraat nit ñi dañu war a gën a waxtaan ak nit ñi dañu war a gën a ñaaxaat nit ñi. moo tax ñun ñi ngi favoriser parents yi ak jeunes yi di waxtaan. boo amee ay doom da nga war a waxtaan ak ñoom. dëgg la. da nga waroo am tabu ak sa doom. da nga ko war a waxtaan war ko gindi. loolu moo am solo si santé bi loolu la ñu war a gën a ñaax nit ñi. pour gën leen a éduquer. ci seen wér-gi-yaram. ak ci seen santé d'une manière générale. très bien sëñ Massamba ñoo ngi lay gërëm di la sant ci leeral yooyu kon ci loolee nga xam ne indi nga ko kon ñoo ngi lay ñaanal tamit bon séjour en Casamance. merci ñu ngi leen di sant di gërëm tamit Serigne Imam Saliou Mbacké. waaw. nga xam ni moom moo yor cadre des religieux nga xam ne moom la ñuy lëkkaloo di liggéey ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi. jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf kon ñu delluwaat ci suñuy gan Djibril Diop Laye. ci waa ayca bisimilah soxna Rokhaya Thiam. waaw xam nga dafa am ko fi wax sànq. ci question yi. xam naa nag juróomi simili mu. waaw ci intervention yi di incriminer presque fajkat yi. damay joxe rek benn exemple sëñ Moussa. xam nga dañuy wax ne planification familiale dafay yàq xale yi. nee na ñi sëyul ñoo fay dem ñi nga xamante ne ñi xale yu ndaw lañ. mais dama lay jox rek benn exemple yow portable bi nga jënd jox ko sa doom. mu dem toog di ci seetaan porno. est-ce que ki defar portable bi moom mooy responsable. wala yow mi ko jox portable te leeraloo ko lam ca war a seetaan ak lam ca warul a seetaan ak la nga xam ne bu ko ca seetaanee mën na ko indil loraange. kan mooy responsable bi donc moi je pense que waruñu nekk di indexer nit ñi rek dinaan dañuy yàq xale yi xale yaa ngi yàqu di wax naan ay ñiy def planning di ñoo ñi sëyul ñoo ci ëpp ak yooyu defe naa ne ay wax la yoo xamante ne yi ak problème mu infrastructure yi gis nga problème infrastructure yi waxal nga tax rek nit ki def espacement ki nekk Kédougou nga xam ne balaa muy wasin day dugg vélo dem wasini kooku bu fekkee dafa nef c'est plus dangereux pour elle kooku moo war a espacer parce que kooku bu espacé wul bala moo wasin bala moo visite dugg vélo yéeg montagne wàcc dem defi ji ay visite mais kooku bu fekkente ne dafa nef c'est plus dangereux pour elle kooku da nga ko war a encourager que moom mu moytu nef parce que ba keroog moom muy am infrastructure boobu nga xam ne ñàkk ko dépendre ci personnel de santé bi du personnel de santé bi moo ko xañ mais système bi moo ko xañ donc moi je pense que nit ñi dañuy war di déglu bu baax émission yi déglu li nit ñiy wax parce que ñun li ñuy wax fii waxuñu ne nit ñi dem defi ji planification familiale dañu ne ñun ñi ko war a def nañ ko def c'est ça le but du cadre religieux Massamba waxaat na ko léegi leeral na ko ne cadre religieux daf leen di dimbale pour que ñi war a def espacement des naissances def ko moi je pense que nit ki bu fekkee yaa ngi déglu émission da nga war a déglu nit ñi la ñuy wax nga jàpp ca la ñuy wax nga xam ko mais waroo jóg rek di indexer ñi nekk ci plateau ba te ñoom la ñuy wax par exemple ak yow la ngay wax daanaka benn la daanaka waaw sëñ Imam waaw man de fii Seyda daaneele lay daaneele mooy jàpp naa ne ñi intervenir ñëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm waaw defar Sénégal rek même ñi nga xam ne sax seen intervention xaw na lu nuróo lu oro waaw mais man dama leen di sant parce que nee naa leen su ngeen ma déglu woon maa ngi yéen ñoo bokk lu ñuy wax dëgg la mais malheureusement dafa mel ne seen discours lañ bëggoon a jàllale mais déglu wuñu réellement li ma doon expliquer waaw mais maa ngi leen di rassurer ne maag ñoom ñoo bokk lu ñuy wax dëgg la li tax ñu bokk ñoo lu ñuy wax mooy lan mooy safaan kenn waru ko seetaan muy law wéradi kenn waru ko seetaan muy law te fajuñ woo Occident bi ñuy wax itam mais comme situation bi jamono bi ñëpp ñoo ko bokk gisandoor waaw mooy na ñëpp taxaw waaw bu ñëpp taxawee dëppalee suñu réew ak ay réalité mais loolu ñëpp la war mais li nga xamante ne bii ñun mooy suñu préoccupation mooy parfois dañuy làqu ci islam waaw làqu ci Occident mu nekk bataille continue loolu dañ ko war a arrêté ñoo moom suñu réew ñoo moom suñu diine nañu taxaw sàmm suñu réew sàmm suñu diine par rapport ak nos réalités te itam responsable famille nañ taxaw ci famille nañ taxaw ci njaboot gi njaboot gi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi laa ne bu fekkoon ne normes sociaux yi dañ ko respecté ñu juddoo fi ñu war a juddoo ñu weer leen ni leen war a yare jàngal leen ni leen war a jàngal dundal leen tëddal leen mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo waxe ne su ngeen amee doom bu amee juróom-ñaari at da ngeen ko sant mu julli
soo amee fukki at ngeen fitnaal ko waaye na nga leen xaajale fu ñuy tëddee. très bien bon kon papa ak yaay. yonent bi nee na nañu am doom mais ñu xaajale fi ñuy tëddee. kon ku jur ba amatoo foo leen tëral. ñu ne la wàññi li ngay def nga bëgg a xeex ak nit ñi mais déedéet fekkee yaa tooñ sa bopp. mais est-ce que ni ngeen di liggéey nii dem na boo li ñuy wax nii ci jamono ji mu jëm ci wàllu avortement médicalisé bi di ngeen ci liggéey. loolu moo naax bàyyi ak. soxna waaw. soxna Rokhaya Thiam. est-ce que xam nga ki la waaw question en 30 secondes rek. waaw xam nga religieux bi lim la wax léegi ñun li ñu wax léegi mooy couple légalement marié lañu wax. avortement médicalisé dañ ne ki nga xamante ni kii. moom su ëmbee ëmb bi mën na ko julal loraange. waaw mu mën cee loru. ci par wàllu wérgu yaramam kooku mën na def te avortement médicalisé du ngay jóg rek def ko. parce que dafa am ay procédure am ay kii yoo xamante ni yii fa lañu war a jaar ba nga xam ne kii. leer na leen ne lii bu ko deful bakkanam xej na ci. te loolu ñun rek la yàlla may loolu ñun fajkat. yàlla moo ñu may. koor ni mu mel nekk ci ponki lislaam fajkat bi mën a ne kii yow doo woor. kon nag fajkat ba koy def. moom. na fekk koo xamante ni kii ko am diina la. mais avortement médicalisé on parle pas d'avortement provoqué. on parle pas d'avortement yoo xamante ne yii nit ki dafa bakkanam rek la topp. ëmb na bëggul nit ñi xam ko wala ëmb na parce que nangam ak nangam. mu yàq biiram en tout cas ñun cadre religieux waxuñu loolu. li ñu wax mooy bu fekkee fajkat bi. moo taxaw fajkat bu am diine. xam li ko yàlla sant. mu ne kii lii bu ko defee dina loru mu nekk ay juriste yu ko def. xam ne kii li ñu wax dëgg la loolu cadre ba dana ci ànd maintenant sur le plan médical ak li nga xam ne yeneen médicaux yi loolu lañu wax. ñun li cadre bi wax laa la wax. très bien xaj bu demal au delà. opération bu ñu xar biir bi. ku ko wax ku ko décidé. médecin. pour dindi jàngoro. dañuy dagg tànk bi wala dañuy dagg loxo bi. kan moo ko décidé médecin. très bien donc nit ñi dañu war a yaatal waxtaan bi. d'accord mu gën a jëm ci lépp lu nga xam ne dafay jëriñ doomu aadama. dëgg la. ñu ngi leen di gërëm di la sant waxtu yi ñu xoj dëgg la ñoo ngi leen di wax ni dañu waxtaanee ñaari waxtu daanaka waaye nag sentiru léegi sax di jeex na daanaka te bëggoon ñu gën a waxtaan. waaw kon xam naa di leen dig daje incha allah ci beneen waxtaan di gërëm bu baax soxna Rokhaya Thiam ñoo ngi lay gërëm. jërëjëf merci beaucoup waaw kay di gërëm bu baax tamit sëñ Djibril Diop Laye. jërëjëf Hadj Moussa. waaw kon nag di leen dig daje incha allah waa cadre bi yëpp si yeneen waxtaan fii sur seen rajo Sud FM di gërëm bu baax ministère de la santé tamit ci. gunge boobee ak woote googee ñu woote ci di leeral ba beneen samedi incha allah di gërëm tamit le maire de Bambilor monsieur Ndiagne Diop waaw kon nag ci participation bi tamit ak ci loolu nga xam ni wax na ko li jëm ci wàllu domaine santé la mu ciy liggéey ñi leen dig daje incha allah si beneen samedi sur seen rajo jërë ngeen jëf.